أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، yéen waa ëttu wolof bu Mauritanie, nun waa Tungeen noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, defal ko mboolem jullit bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wassalaam. di ñaan yàlla mu yokk sutura gi, jàmmal nu, sàmmanu sàmm njaboot gi, barkeel leen bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wassalaam. ci sama kàddu man Taalab Mam, waa Tungeen yëpp, mag ak ndaw, jigéen ak góor, ñi ngi ànd di rafetlu bu baax taxawaayu ëtt bi ci askanam bi nga xamee ni moo di wolof, waaye ci place bi nga xam ne moo di waalo. di ñaan yàlla seen mëbët yéen ñi nga xam ne yéen a ko sos jiite ko, yàlla na yàlla yeggale mëbët yëpp gën caa rafeti yeggale. di ñaan yàlla li nga xam ni sumba nañu ko, ndaka tey yii di tolloog ñaar fukki fan ak benn ci juillet année 2018, muy décryptage bi nga xamee ni tey jii village yu Tungeen ñoom lañu ko jagleel. noo ngi ñaan yàlla li nga xam ne lépp nam mën nañ ko ci, yàlla defal ñu ci lu weesu suñu njort, te yàlla barkeel ko mu nekk loo xamee ni waa Tungeen day daañu ci gis seen bopp, waaye wolof yëpp daañu ci gis seen bopp, waaye murtineet dana ci gis boppam. incha allah fas ñuy yéeni incha rabbi ci biir liggéey bi lépp loo xamee ni rot na fi ci laaj wala ci loo xamee ni yokkute war na ci am, incha allah waa Tungeen ñoom ñëpp daañu taxaw àndandoo nekk benn nit, incha rabbi tontu ci laaj yi te ñu mu gën saa rafet tontu. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. asalaamaaleykum waa ëttu wolof rim, man la Guet Diagne Fall, dëkk Tungeen. maa ngi leen ziar, leen baalu àq, di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu baal. may yi ñëpp di ziara ñëpp, di jox ñëpp cër, di sant yàlla nag bu baax a baax. essi nañ ci bés bi nga xam ne ñu doon xaar, mu décryptage bi nga xam ne dañ ko war def tey ci Tungeen. ñoo ngi nuyu ñëpp, di nuyu waa Tungeen yëpp, macha allah seen taxawaay gis ngeen ni liggéey bi su ngeen ko gisee daa ngeen xam ne benn nit liggéeyu ko, macha allah ñëpp ñi si diaspora beeg ñëpp macha allah gis nañ ci seen bopp ci liggéey bi, jàpp nañ ci. kon nag nu ànd ak yéen rek jamono jii ñuy wax ak yéen, nu ànd ak yéen xool li nga xam ni moo xew biir Tungeen. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu fas yéene rek commencé ci bismillahi rahmaani rahim suñu décryptage yu dëkk. ñu commencé que nag ci bërëb yi nga xamee ni bërëb yu sell la, ñuy bërëb yu tedd, muy place yi nga xamee ni fa ñuy jaamoo suñu borom. bi jëkk bi photo bi ngeen jëkk gis nii, kooku mooy jàkk Tungeen bi nga xamee ni mën nañ wax ni mooy jàkk ju mag ji, ndax moom lañu fa jëkk rëdd tabax ka fa bay 1958 ñu soppi ko def ko ciment bi nga xam ne moom ngeen janool noonu tey jii. gannaaw gi julli nañu fa lu tollook ñaari at ay ajjuma. gannaaw gi ci mëbatu suñu bàyyi Amar Fall Masamba, yàlla nag yàlla yërëm te yéexenu, ak bëgg diineem ak bëgg dëkkam, moo sumba moom ak njabootam lii nga xamee ni moo nekk ci suuf muy jumaa ji nga xam ne tey jii moom fa la ñuy jullee ajjuma. ñu sumboon ko nag ci le 10 juin 2007, et ci macha allah yàlla def ci tawfiq, yàlla def ci sutura bu mag. jumaa la joo xamee ni tabax ba daanaka taxawul juróom benn weer, juróom-ñaari weer ci lañu ko taxawal noonu. kon loolu mooy bërëb yi nga xamee ni mooy bërëbu jaamukaayu yàlla yi nga xamee ni ñu ngi ci dëkk boobu di Tungeen. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ba tey rek ñu wéy ak yéen ci décryptage bi.
gis ngeen li leen jot a envoyé léegi rek mu jëm si mbirum jàkka ji léegi dañuy dem rek ba tey rek doxantu ndax di sugg di doxantu woon nañu dem seeti daara ji xam ngeen Tungeen guddi kër goo dugg rek macha allah ñu ngi jàng alxuraan nu seeti ki nga xam ne rek mooy imaamu jàkkay Tungeen ñu koy wax Baye Marabat ñu déglu ko rek mu wax nu Baye Marabat dama bëgg laaj rek ndax li fi ñoom maam bàyyi woon mu jëm ci aada ak cosaan mu jëm ci alxuraan ndax mi ngi fi ba léegi ñu déglu ko. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp di leen xamal ni ñoo ngi fii ci Tungeen di leen waxtaanal tuuti ci cosaani Tungeen ci lu ñu ci xam rek xëy na bariwul waaye tuuti cosaan gi ci jiitu moo di suñu maam bu nu amoon moo di ki nga xam ne moo jóge woon Garak ñëw sañ ci Tungeen alhamdulilah li mu fi bàyyi woon nag li ci ëpp doole moo doon njàngum alquran noo ngi ci ba tey alhamdulilah xale yaa ngi ci am na waroo tuuti ci li jëkk la ak léegi ndax njàngum l'école bi moo tax mu am waroon tuuti ndax xale yi dañoo bëgg a boole njàngum l'école bi ak njàngum alquran bi su ko defee nañu daan def bu njëkk di jàng di tara mokkal alquran ba di ko tari léegi dootuñu ko mën waaye ba alhamdulilah amul benn doom bu fi juddoo di jóg di jàng l'école wala mu dem jàngi métier te jàngul alquran bay noppi door jàng ginnaaw loolu daara yi fi nekkoon bu njëkk itam daaraa ngi fi ba tey ay daaraa ngi fi daanaka daara yi Assane Gueye moo di daara bi fi gën a mag boo xam ni xale yi ëpp ci dëkk bi fi la ñoo jànge te alhamdulilah ni ñu daan jàng ci cosaan noonu la ñuy jànge ba léegi ndax am nañu làmp boo xam ne dañ gouvernement bee ko def ñu samp ko mu sëpp daara ji waaye taxul ñu bàyyi ñu yem ci làmp boobu dañuy dem di taxani di ñëw di taal ni nga xam ne noonu la ñu daan def ci cosaan ndax loolu dafa baax ci njàngum alquran gannaaw loolu itam noonu ngi sukkandiku ci mbay gannaaw bi nga xamee ne xale yi ñu ci bëri ñenn ñi dañuy jàng dem liggéey ñi ci des nekk fi waaye ñi fi des ñëpp ñu fayte mag nga xam ne mënatuñu liggéey wala retraité nañu ñu ngi ci mbéy mi alhamdulilah mbéyum dugub la ñu daan def loolu amatul léegi waaye ñoo ngi ci mbéyum ceeb ci la ñuy xewlu ci la ñuy dundal suñu njaboot ci la ñuy jaay di faje suñuy soxla alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ba tey rek ñu wéy di wéyal programme bi nga xam ne mooy programme décryptage bu Tungeen ci vidéo boobu ngeen di gis nag da ngeen gis ni xale yi ñu ngi jàng alxuraan ci taal boo xam ne dañ ko taal boobu nag moom la ñuy wax jàngu guddi rek lañ koy def ak fajar bi guddi gi bu timis su jotee xale yi dañuy taal jàng ci jàngu bi jàngoo nag place la rek boo xamee ne dañ koy jël wut ay bantu ron wala wut ay bantu golaare wërale ko su ko defee bu guddee wala bu fajaree xale yi ñëw foofu taal fa di fa jàng ànd ak seen sëriñ bi toog ci seen wet la ñu fay taal nag matta lay doon matta bi su ngoon gi jotee xale yi dañu leen di teqale am ñoo xam ne dañu leen jël ñu dem wuti matta moom la ñuy taal ci guddi ak fajar bi bu ëllëgee ñu jëlaat yeneen xale yóbbu leen ñoom itam ñu def noonu ñeneen xale ci des dem liggéey beneen liggéey boo xamee ni ci jamono jooju daane dimbale sëriñ bi ak njaboot gi si biir kër gi. ci photo bi ci suuf da ngeen gis foofu benn xale boo xamee ni mu ngi yore alliwaam taaliba noonu lay mel noonu lay bindoo loolu daal ci gàttal mooy yi nga xam ne moom la am ci ñaari film yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ba tey rek ñoo ngi Tungeen ñuy wéyal décryptage bi ginnaaw bu ñu jógee ci li nga xam ni mooy njàngum alxuraan bi gis ngeen daara ji ku ni alxuraan ba pare nag daal di ni école njàngum tubaab bi kon dañuy ànd ak yéen rek ba tey rek. ñu dëkk suñu micro ki nga xam ni moo di président association parents d'élèves yi ci Tungeen ñu koy wax sëñ Bada Diagne di sama doomu baay ma bàyyi leen rek ngeen déglu ko. bismillahi rahmaani rahim man la Bada Diagne man may président de l'association des parents d'élèves école Tungeen nag cosaanam yàgg na parce que 1957 nañu tabax école bi jàngale ko ci 1958 mais li nga xam ne lii moom moo di li ci di gën am solo mooy ni mu amee parce que école Tungeen dañ doon wër école dëkk yi ne leen kaay leen ngeen jàng am ci dëkk yoo xam ne ñoom jànguñu français mais mag yi Tungeen yi fi nekkoon ni boobu temps nga xam ni ay visionnaire la ñu woon ñu daal di nangu ñu tabax école bi ak Tungeen mais nag ñoom ñoo waroon jël la main d'œuvre mag yi fi newoon ay góor yi fi nekkoon taxaw takku bay tabax école bi su doom yi fi jëkk jàng école bi génn école bi
école bi nag nekk fii ñëpp di si jàng bay en un certain temps il fallait que ñu dem Garak waa Garak nag bëggoon seeni doom jàng finalement alors état bi ñëw ne dafa yóbbu école bi diggante Koungheul ak Garak ndaxte waa Garak man jàng école bi dem fa les années 70 bu mu fa demee nag nekk fa ñu fay jàng di fa jàng bay waa Garak tamit am xalu tabax école seen dëkk bi tabax école seen dëkk nag dem il fallait que ñu waa dëkk bi nag daal ni kon école bi kon jot na ñu delloo si ko ci fi nga xam ne fa la nekkoon alors ñu daal di nag jël seen décision ni dañuy delloo si dem ci autorité yi ñu jox leen autorisation ñu delloo si école bi Koungheul waaye nag ñu leen école yi ñuy tëj na bi ngeen ko delloowee bi ngeen tojee école bi delloo ko Koungheul na ngeen ko tabaxaat balaa école tëj mu nekk un défi majeur waa dëkk bi daal di xëy góor yi ci mag ñi ndaw ñi ñëpp ak seen ay saret dem école ba démonté ko brique par brique tôle par tôle table lépp indi Koungheul jug di ko transporter pendant des jours ñëw commencé liggéey defar ko ba mu àgg fi nga xam ne fii moom la école bi ñëw tabax ba école yi école bi daal di nekk ñetti classe yi tabax leen waa Koungheul commencé jàng tey jii école Koungheul compte presque 8 classes yoo xam ne yi dëkk yëpp ñoo fi jàng waa Koungheul waa Judi 2 waa Toulel waa Ndonkaay waa génn ma dëkk bi waa réfugié yi Kër Mbay loolu ñëpp école Koungheul ni jàng léegi école bu yaatul bu rëy la daaw jéeg nag ñu am xéwal bu rëy bi fi ñëw état bi ñëw fi ak un projet boo xam ne bi ministère de l'éducation nationale moo ko financé clôturer école bi defal ko benn ñaari bunt tey école Koungheul tey am na 8 classes clôturer nañ ko ba tëj ñi ko et muy loo xam ne li c'était l'épilogue ñun loolu ñu doon ñaan yàlla tey nag nous avons une école de taille une école de qualité boo xam ne bii ku fi ñëw daa xam ni kat école bii day baax na parce que il est aux normes table banc manqué wu fi chaise manqué wu fi bureau manqué wu fi enseignants yi manqué wu fi aussi li manqué kay mooy qualité njàngale mi loolu daal mooy suñu problème mais en tout cas lépp loo xam ne li taxawaay la woon boo xam ne bi waa dëkk war nañ ko taxaw nguur gi après mu ñëw fekk suñu si tax na école Koungheul tey nekk école boo xam ne bi ku fi ñëw tey gan gu ñëw Rosso dañ lay indi école Koungheul pour nga boo visiter école Koungheul nga xool parce que li fi nekk li doy na dal na xel waa association des parents d'élèves nag ak waa ISET am chance su am un projet pour jëmbat ay garab ci école bi comme léegi am na clôture ñu jëmbat école ay garab bi tey boo fi ñëwee ay garab nga fi yoo xam ne yii bu ñu màgg ñu ngi màgg nag bu ñu màggee rek daal di abrité xale yi bu ñu génn rek daañu am fu ñu taxaw ay fleur nga fi donc rafet na rafetaay boo xam ne daal wax dëgg yàlla amatoon dara lu ñuy wax ci domaine boobu li des kay mooy njàngale mi ak fexe bay njàng mi baax am nañu école bi nag jafe-jafeem tey dootul d'ordre technique mais c'est d'ordre pédagogique parce que lépp loo xam ne infrastructure bi moom mat na mais li des mooy njàng mi dox amoon nañu fi nag suñu ay doom yu ñu jëloon fii daaw directeur école bi Karak la dëkkoon ñu wax Ëlbu Ndaw ñu ànd fi di fi nekk fi bay ñu indi suñu doom ji ñoo wax Ëlbu Ibrahima Diagne tey jii yàlla def mu ñëw fi na nekk fi liggéey bu am solo parce que bu ñëwee dëkk bi école bi gis nañu dëkk école bi changé na bu baax résultats yi yokk nañu parce que dafa def école bi comme école am xam ne ñu fi jàng ay rakkam nañu ay doom nañu ay waa dëkk bi ñu bokk mu jàppal leen di leen taxaw di leen aider di leen def ay cours à domicile di leen def cours de rattrapage bu dafay jàngale bay ñu ne examen suba la donc ñu am ay résultats yu baax ces dernières années ñu koy ñaanal yàlla waaye nag yàlla def mu am concours inspecteur suñu ñaareelu wala ñetteelu jafe-jafe daal moo di xale yi nga xam ne yi dañu nekk fi di jàng enseignants yi dëkkuñu ci dëkk bi xale yi war am ay cours de rattrapage war am ay cours à domicile mënuñu ko am parce que enseignants yi kenn newu fi am nañu bari na ay doomi dëkk Koungheul nag nekk ay enseignants mais la plupart temps ñi ngi ci àll bi di jàngale xale yi fii ku fayul sa doom Rosso mu jàngi njàngam mënul baax parce que amuñu ko toppatoo te loolu tey lu am solo la parce que njàng mi tey ku ci bëgg avancer sa doom jàkk ci il faut nga ñàkk ci alal ju bari kooku mooy premier inconvénient problème bi stop moo di nit ñi seen bopp parents d'élèves yi xam ni l'investissement le plus sûr tey mooy investissement bu nit def ci doomam kon ñoo ngi leen di ñaan ñu bàyyi li nga xam ne lii mooy puukare yi ak xew yi nga xam ne bu jotee ñu génn alal ju bare alors pour fayal sa doom 1000 Guèye wala 2000 Guèye par heure wala par jour pour un cours de rattrapage duñ ko def jamais de la vie loolu moom ne leen wër ne ñun en tout cas la communauté wolof duñu gën a tardé loolu ci la bokk mooy nanguwuñu def dara suñu loxo en tout cas ñi ci village yi nangu ñu def seen loxo seen poche pour mën a fajal xale yi pour mën rek améliorer niveau xale yi bu ñu yaakaaree ne njàng mi école rek lay yem ils perdent leur temps école bi on y prend très peu waaye li ngay lay jëriñ seen kër nga koy jànge sa papa dimbali la wala sa yaay dimbali la wala sa yaay dimbali la nga xam sa leçon ñu wutal professeur bu la formé bu la encadré nga am ay livres yu doy ba pare nag ñu la jël a jàngal bu loolu amul njàng mi dem fekk loolu parents yi ma nekkal quand même gis naa ne loolu lu ñu négligé la léegi en tout cas du woon lu bees la mais ñi fi nekkoon ñu di suñuy ay yaay ak suñuy ay baay jàng ñun école mais suñu njàng moo doon seen priorité numéro 1 donc
maa ngi ñaan parents yi ñu xam ni njàngum xale yi mooy la priorité numéro 1 de dëkk bi tey bu fekkoon ni ñi fi nekkoon jàng ñu woon dëkk bi du mel ni tey mais bu ñu bëggee nag loolu continuer dañuy fexe xale yi jàng xale yi njàngum qualité xam naa ne ñi ci àll bi nekk Nouakchott ñi nekk Nouadhibou ñi nekk feneen ñi ngi jàng parce que ils font beaucoup d'efforts mais ñi ci dëkk bi moom yàlla xam ne ni daal seen taxawaay man nawuma ko te bëggoon naa mu yokku lii day mooy jafe-jafe yi nga xam ne yi moom la xale yi jànkonteel fii gannaaw jafe-jafe enseignants yi jafe-jafe bi topp mooy jafe-jafe parents d'élèves yi école bi tey école bu mat sëkk la waaye nag li ci des mooy parents yi taxaw seen taxawaay enseignants yi itam taxaw seen taxawaay pour que njàng mi mën dox kër Ndëri Diagne bokk na ci kër yi ñu réquisitionné woon pour que xale yi di fi mën jàng parce que classe yi 3 rek nañu woon il fallait avoir plus de 3 classes ñu jël ay kër si dëkk bi xale yi di fi jàng di jàng nag mag yi xam ne nag dafa jot ñu tabax mais xaalañu ci kenn ci dara état bi fekkaloo ci dara ñu daal di cotiser coopérative bi génn xaalis association bi génn xaalis waa dëkk bi ku ne cotiser ba ñu tabax école bi mu nekk classe yi normal am 5 classes ñu commencé jàng di jàng nag maître yi ñëw au complet waa dëkk bi def seen xel si jàng aussi parce que dëkk bi ku fi mas nekk chef rek jàng mooy sa yitte moom ngay def sa priorité et pourtant wax naa la ki nga xam ne mooy Mama Fall nga xam ne moom boobu tax moo doon chef du village bi bu mu jëlee école bi ko yóbbu ci gannaaw dëkk bi dañ ne ko may yow école bi doo ko indi ci dëkk bi yaa ngi yóbbu ci gannaaw dëkk bi mu leen dëkk bi dafay màgg te école du pour ñun waaye pour génération yi ñëw yi la tey jii gis nañu ne dëkk bi c'est au cœur du village école bi mi ngi nekk au cœur du village kon définitivement waa dëkk bi taxaw seen taxawaay boobu depuis boobu ba léegi pour que école bi nekk école nag du rek ñi fiy jàng waaye ñi fiy jàng njàngum qualité ñu daal di créer la station des parents d'élèves ma fekkoon góor gi Alaaji Fall nekkoon fi yore ko Mass Fall yore ko après jox ko Jokkel gannaaw gi man ma ñëw fi en 2008 ñu confié ma ko bu école bi nag amoon ay jafe-jafe parce que classe yi desoon na mat mais association bi ci ndimbal l'ambassade des États-Unis d'Amérique tabaxal ñu ñaari salle de classe en dur aussi ñu daal di pallier le problème de classe ñu daal di am école bu nombre mais nag jafe-jafe bu ci gën topp moo di jafe-jafe bi nga xam ne am nañu ko ci ba nga xamee ni réfugiés yi ñëw nañu fii rapatriés yi ñëw nañu fii école bi nombre bi yokku école bi amu nekk pléthorique ñu am ay jafe-jafe mais boobu temps ANER mën doon gérer ANER ñëw fii def fi ay mbaar yoo xam ne en zinc la ak grillage xale yi nekk ci mais mbaar la yoo xam ne inconfortable parce que xale yi ku ci jàng bay janvier octobre novembre décembre janvier février mars à partir de avril mai juin kenn dootul jàng classe bi dafay tàng yàlla def nag ñu indil ñu état bi nag daal di tabaxal benn salle de classe indi ko fii moo tax tey ñu am 8 salles de classe yoo xam ne sont fonctionnelles nous avons un nombre d'enseignants tey nag yàlla def na Ibrahima moomu Diagne moomu dafa am concours inspecteur dem école bi nag place am yëg nañu ko parce que yëg nañu ne ba jafe-jafe yi bari na lool parce que njàng mi doxatul nu mu war a doxee xam nga ko jëkki ñu jëb Ibrahima moomu dem directeur bi aussi en pleine année scolaire ñu jëlee ko fi aussi indil ñu une femme mu yore classe bi tey jii résultats yu ñu am de résultats yoo xam ne moom lañ daan am d'habitude lu ko waral mooy njàng mi dagg-daggay bi ci am bi en pleine année scolaire changer enseignant changer directeur d'école kooku xale bu ndaw attanu ko mënu ko supporter ce qui fait que loolu mooy suñuy jafe-jafe beneen jafe-jafe bi ci topp nag mooy jafe-jafe bi nga xam ne bi mooy bi nga xam ne bi moo di enseignants yi vacataires yi ñuy envoyé dañuy envoyé ay contractuels yoo xam ne yi amuñu benn niveau pédagogique amuñu benn xam-xam sax amuñu ko bëgg jàngal ay xale yoo xam ne yi xale yu tuuti nañu mësuñu jàng en guise d'exemple suñu première année bi à chaque fois dañ koy xaaral ñu ANER war recruter fii te daa amoon tey ñooñu bu ñu ñëwee ils viennent qu'en janvier bu ñu ñëwee janvier nekk des enseignantes à plupart temps ay jigéen nañu doon xamuñu dara mënuñu dara ñu jox leen xale yi ñu nekk ak ñoom des ci année bi bu déwénee dem deuxième année élèves dem deuxième année ak ay lacunes yu wër loolu daal mooy suñu jafe-jafe numéro 1 tey nag ñoo ngi wax bàyyiwunu pour que loolu ñu mën ko pallier parce que njàng mi xale yi bu fekkee ni sa formation de base baaxul li leen li stop du baax loolu moo tax nu bëggoon ñu ñaan yàlla ñu bàyyi xel di ñu envoyer des enseignants de qualité parce que loolu aussi wax naa ko ci benn fin d'année fii ak rek wax leen ni leen enseignement bi tabax école yi baax na lool tabax classe yi rafet baax na lool banc yi mat sëkk baax na lool mais am enseignant de qualité moo ko gën parce que ñun ñi je me rappelle bu ñuy jàng fee école lycée de Rosso lycée ci école ñu tudd école Ngaw entre Garak Tungeen man mii première année ci classe mbaar laa ko defe woon mais on avait de bons enseignants de très bons directeurs donc pour man l'effort ne doit pas être fait ci fekkoon sur l'enseignement ci kon ci école yi mais ci njàngale mi former enseignants yi bay enseignants yi mën nekk en même de donner le savoir à ces enfants là loolu moom mooy suñu problème numéro 1 yaakaar nañu nag yàlla mën na def loolu soppeeku xale yi nag jafe-jafe bi
asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Badou si waxtaan wi am na solo leer na lool lii ngeen gis ci kaw vidéo boobu nag loolu mooy li nga xam ne mooy école Tunguène bu bees boobu nga xam ne Badou mi ngi koy wax ñu amal ka gannaaw bi nga xamee ne jóge nañu ci ancien école bi mu doon école boobu ngeen gis photom ci kaw te ñu tabaxoon ko en 1957 ci commencé si jàng en 58 te gannaaw gi même ñu toxoo fi dem ci lycée de Rosso boobu nga xam ne moo nekkoon ci diggante Garak ak Tunguène ndax ñaaru doomi dëkk yooyu yëpp muy Garak ak Tunguène di fa mën daje di fa jàng gannaaw gi bi ñuy delloo nag Garak ubbi fa seen école bopp waa Tunguène mag yi fa nekkoon manko ànd ñëw toxal école bi indi ko fii si Tunguène gannaaw gi nag tollul woon noonu mais gannaaw gi ak manko waa dëkk bi daal la ñu góorgóorlu ba tollal ko nii daaw nag ñu am encore ndimbalu gouvernement bi ba miiri ko miir bi ñu gis fi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw gannaaw bi ma jógee ci école bi nag damay waax bu gaaw rek dem ci fi nga xam ni moo di tool yi di suñu baaxu maam bi ma àggee ci tool yi nag ki nga xam ne moom laa njëkk taseel di sama papa ñu koy wax papa Jokel maa ngi lay nuyu bëgg naa nga wax ma rek li nga xam ne moom la suñu maam yi bàyyi woon muy mbay mi bëgg naa nga wax ma ci tuuti rek. waaw ma fàttali leen rek maa ngi toog ki nga xam ni mooy sama papa Jokel mu fas yéene wax rek ci li nga xam ni moo jëm ci mbirum mbay mi. mbirum mbay mi moom dugub la ñu xam ñebbe xaal naaje basaab tamaate lii lañ daan bay mbayum dugub mi dañ doon toog fii bay nawet dugg ba nawet dugg bu defee ñetti weer janvier bu jotee ci la ndox mi di dellu ndox mi delloo nu dem ci tool yi commencé defar préparer tool yi commencé ji ci njim lu ñu jëkk ji moo di xaal ak naaje moom la noo jëkk ji ci tool yi bu ndee bay waxtu dugub jot nu ji dugub bay ngóob jot nu góob loolu moo di sunu dund wala dem ci dex gi jàpp jën andi boole ak dugub gi moo di moom lañu daan dunde muy sunu cosaan nu xam ko ñuy dem jamono dem bay 76 ñu ne ñun war nañu seet parce que gouvernement Mauritanie nee na mi ngi defar barrage Madantani léegi nag ñun nañ leen commencé ñu commencé ci 76 ñu commencé 76 ñu commencé ci toolu góor gi Mama Fall fii ci buntu teen Tunguène ñu bay ko mbay mi yàlla def dem ba ci biir machine ba yàqu mag yi taxaw daal di def benn chaîne bi ni ñu ko defee mooy dañuy taxaw rang ci dex gi ba ca tool ba def ñaari chaîne ñu nekk en face benn bi day joxe siwo bi bu sottee jox benn chaîne bi mu retourné ñu ko ci arrosé ñuy ree bay bëgg dee mais ceeb ba ñor na ci am na ci parcelle yoo xam ni ñor na bay ñu mas ci ceeb ñu ne aywa léegi nañ leen seet ndax nu toxu fii dafa tuuti nañ leen dem Masara ñu doon foofu ñu jox leen ñu laaj suuf ba ñu jox ko mag yi ñu commencé ko bay ñu jënd benn machine ci juróom fukki junni ci Kangarde yàlla def ñu dem ba ci biir mbay ma jotul ba ñu ji bay tool yi di xaay machine ba yàqu mbay mi yàqu mag yi ni jigéen ñi nañ dem ñu for ko ñu dellu si fii toog ñuy xalaat nan la ñuy def mën na moo gën a am barke xëy na léegi même bu fekkee kii moo ko bële moo ko ëpp barke ndax frais yi ñu am léegi amuñu ko woon ci jamono yooyu lu tax frais yi bari moo di njumtuwaay yi nga xam ni moo war a dem ci tool bi prix yi ñu koy jaayee moo tax mu jafe matériel bi ko bay mu jëkk ndaxte boobu temps bu ñu doon jënd saako engrais ñu ngi ko doon jënd ay juróom-ñaar téeméer say saako engrais mi ngi jaar ñaata juróom-ñetti junni uggee ak lu topp ci kaw bu fekkee amoo financement loolu moo tax mu jafe machine bu doon bay hectare junne ak ñaari téeméer léegi machine boobu mi ngi laaj fukki junne ñaar benn hectare gasoil doon jar barigo ñeenti junne léegi barigo benn barigo mi ngi jar juróom-ñaari junne ak lu topp wala ñaar fukki junne loolu moo tax. mooy lan. waaw fii c'est magasin de stockage la c'est pour l'association pour la promotion de Tunguène ñu ngi ko tabax en collaboration avec benn ONG français bu ñuy wax la station des amis du monde c'est un groupe de cyclistes qui va sillonner Afrique dirigé par un grand cycliste renommé international bu ñuy wax Lionel Proust donc ñoo fi ñëwoon jaar fi rek après non on s'est vu par correspondance après ñu def benn tournée jaar fi en Mauritanie jaar jóge par le Maroc pour dem jaar Mali dem Burkina et ils sont passés ici toujours ak ñun
on a travaillé ensemble, ils ont promis qu'ils vont nous aider pour la construction de ce truc. Qui donc une banque de céréales, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de 100 tonnes de padi. Xam nga ñun dañuy bay ceeb ñu woon suñu amee magasin bi bu ñu bayee ceeb bi au lieu ñu koy jël immédiatement pendant que production la nga xam te ne bii njëg bi baaxul au lieu ñu koy jaayee fee ak prix dérisoire dañ koy stocké fii dañ koy stocké fii toog boo nga xam te ne bii am na njëg bu baax ñu yóbbu parce que ñu bari jaay seen ceeb parce que amuñu moyen de stockage loolu moo doon idée bi et enfin ñun même on va essayer d'installer benn système de décortiquage boo xam ne dañoo jënd ceeb bi ci paysans yi traité ko ba mu weex après ñu yóbbu jaay ko donc c'est ce problème de moyens qui se pose ba léegi parce que pour mettre ce truc de décortiquage il faut avoir des moyens pour jënd machines yi et boobu temps courant amul woon les machines mécaniques yi ni woon ne sont pas durables mais maintenant on va après c'est des machines yoo xam ne électriques la et on va les monter bu ko defee même suñu mën gën production yëpp daana mën gën une bonne part de la production traité ko surtout temps soudure bi nga xam daañu am ripasse pour ñu ci di mën élevage en même temps ñu jël caab bi yeex bi jaay ko suñu demee ba am capacité génn production suñu tool et bien avancement on n'a plus de problème parce que dañuy génn dañuy stocké ñu jaay jënd ko traité ko jaay comme tout le monde comme ni koy problème usine def ça c'est mooy lii j'ai magasin c'est un magasin d'une capacité de 100 tonnes de pâtes donc c'était ça toujours. asalaamaaleykum wa rahmatullah ba tey rek ñu wëyal li nga xam ne mooy décryptage bi nga xamee ni tey jii waa Tunguel ñoom lañ ko jagaleel mu tolloog ñaar fukki fan ak benn si weeru juillet année 2018 nga xam ne ëttu wolof bu Mauritanie moo ko jagleel ngeen gis nag ci photo yooyu nga gis ñu nekk ci kaw mooy photo yoo xamee ni ceeb bi mi ngi ci biir tool bi kenn góobugu ko li verte li mooy ceeb bi bawu ñoragul bu baax gam na ba sëgg boo gisee nag woow yi mooy foofu fi la ceeb bi ñore bu baax bu ñoree nag ñaari façon góob moo fa am bu yàgg nga xam ne amoon woon machine sarte nga daan góobe soo paree ci góobu sarte bi nga daay koy def ay naaf yi photo bi ngeen gis ni xale yi di si tibb loolu moo di naaf mooy dajale ceeb bi yëpp ci benn place buñ ci mësee pare ci loolu nag beneen façon góob bi mooy machine bi si boppam moom mooy ñëw góob ko su ko góobee ci biir tool bi dafay daw ak moom sotti ko ci li nga xam ne mooy fargation bi mooy lu ngeen gis nii muy benn bu ñëwee sotti ko ci garde mooy place bi nga xamee ni boo góobee ci biir tool bi foofu nga koy génne teg ko fa lu jiitu nag jigéen yi ni nga leen gis nii ñu koy bees ndax bu ñu ko sottee am na loo xam ne dafa set waaye am na loo xam ne du set ndax bu fekkee ne gattax bi ñorul comme mu war ñore nekk gattax bu dijja machine bi du ko tiré du mën teqal ko ak ceeb bi moo tax jigéen ñi ngeen gis leen nii ñu ñëw di ko tëriwaat di ko beesaat ci ngelaw li ba mu set lu jiitu ñu koy sot beneen façon ngóobin bi mun a wax nag nga xam ni kooku da nga koy góob ak sart bu ñu defaree naaf yi bu yàgg di daan jël ay yat di ko làpp di teqale ceeb bi ak ñax bi loolu defaat nii jigéen ñi def rek muy bees bi wante léegi alhamdulilah am na yeneen machine yu ñuy tuddee ay burgaat mooy machine bii nga gis xale yi di tibb di def ci moom itam mu koy teqale ak ñax bi moom it bu ko teqalee léeg-léeg saa dafay set wecc léeg-léeg saa it dana soxlawaat jigéen yi tëriwaat ko tuuti balaa ñu koy sol ci saaku yi photo bi ngay gis ci suuf nag daa ngi seen fu sore nii saaku yi ñu ngi leen taxawal di leen sol di leen rokkos bu baax ba mu dëgër ndax bu ñu ko rokkosee ba mu dëgër loolu mooy tax borom tool bi du bari ay saaku waaye dana am poids waaye léeg-léeg saa du ñu def noonu boo ko defoo rek da nga gis saako yi dañuy bare lool waaye da ngay teg saako yu bare pour nga mën am benn tonne wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waa ëttu Wolof Rime nii woy ak yéen décryptage bi rek gannaaw bu ñu jógee ci toolu góor yi damay daw nag dem ba toolu jigéen yi xool lu fa ne ñi nga xam ni nag macha allah gàcc ngalaama ñoom duñuy bay seen waar ñaari loxoy takk tubay waaye ñaari loxoy takk sër su ngeen gisee toolu jigéen da ngeen xam ni jigéen ñi Tungueen ay jàmbaar lañu dañuy bay seen waar Mati Seck nga xam ni nag mooy seen présidente coopérative bu Tungueen jigéen ñi Tungueen ci tool yi mooy seen présidente ñuy wax Tante Salka gannaaw bi ma la nuyoo da bëgg nga wax ma rek
ci li nga xam ne moo jëm ci mbirum tool yi toolum jigéen yi. di leen ñaanal yal na yàlla saxal leen ci seeni place te déggale leen ak ñi ngeen nekkal ma teew léegi nag ci affaire coopérative bi daal di ñëw ba nu sante yàlla julli ci Mohamed sant nanu Mama Fatou ki rakkam ndax moo nu jàppale ba nuy egsi fii tey fa tabarakallahu garab ku ko bayul woon it war nga ko bay ndax am na njëriñ te noof lay léegi ci moom dana meññe nga tëdd ca taatam dagg ka jaayi ñëw dundal ci sa njaboot te du buusi teen kon sant nañu yàlla sant mama ak i rakkam ak Tungeen yëpp sant jigéen yi ndax suñ ci amul woon activité kon du ma dem jigéeni Tungeen maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant te maa ngi leen di ñaanal ba sama borom kër làqoo ba léegi demuma ci tool lu may doxantu fudda samay tànk te fopp fu ma taxawoon ña nga fa taxaw di liggéey gërëm naa leen ñëpp sant naa leen ndax dëkk bu bëgg boppam la te dëkk su bëggee boppam fu mu mën jaar dana dem kon gërëm naa jigéeni Tungeen sant naa leen ndax bëgg nañu seen bopp bëgg nañu seen njariñ ñu ngee wan seeni doom yoon yoo xam ni ëllëg daañu ci jaar kon nu sant ci yàlla gërëm ci yàlla sant ci nag Mama Fatou mi jiite woon dëkk bi te ñàkk kañaan lool léegi nag nun amuñu dara lu may naana te naanaa ji bëgg na lu ñu jàppale nu ci ndax réew mi defe naa ni ku fi bay naanaa ñëpp war nañu jóg taxaw jàppale la ko bay du am benn rëq-rëq du am benn jafe-jafe ñoo ko ñaan ba ci Abdou Aziz ku nu ci dimbali ak loolu ci mën dimbalee ci naanaa ji rek daanu ko gis daanu ko xam ndax ay jigéen kese la nuy boole sunu loxo di génn ci àll bi di wut lu nu dimbali ko ci sunu biiri njaboot ak sunuy borom kër ndax xam ngeen ni réew mi pour lu nekk nekkoon tey nekkatul ñëpp a takku di liggéey pël ak naar wala ko tukulóor ak saraxule bambara te mbay rek moo di sunu wax ñun amuñu leen lu mooy mbay sunuy maam dañu daan bay derab di bay xaal di bay dugub bay ba ceeb mi ree nu wàllax ni ko ci waaye mbay mi kese du jàpp daal kon noonu ngeen ñaanal réew mi yal na yokk fi mu ne te di ñaanal borom réew mi yal na yàgg ci sunu kanam te mu jàppale nu ñoo ko ñaan nun jigéeni Tungeen mu jàppale nu ci kàttanu yàlla ak inti yàlla Muhammad wassalaamu aleykum wa rahmatullah waa asalaamaaleykum waa soxna Modjem maa ngi lay nuyu dégg naa yow yaa di adjointe Tante Salka ci tool yi ndax mën nga ñu wax rek tool yi ni mu demee ak yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci tool yi. maa ngi la fay man maa di Modjem Diakité secrétaire général coopérative yi ñu ngi représenté 110 femmes ñu ngi béy maraîchage yëpp légumes supame aubergine carotte ak yëpp daal maraîchage ñu béy encore des arbres fruitiers am nañu juróom-ñetti hectares arbres fruitiers am nañu ñeenti hectares maraîchage ñu ngi béy mais vraiment duñu sonn ndax mbéy mi yàgg na suuf bi sonn na am na ay problème difficulté yu bari parfois duñu béy ñu am légumes yu bari mais ci marché bi prix amul noo jaay ay 10 ouguiya ay 20 ouguiya. légume bi fi ñu koy jaayee suñ ko bayee ba pare. duñu béy fii duñu jaay fii ci Rosso ak Nouakchott parfois am na ay jigéen yu ka yóbbul. da ngeen am camion yu leen di yóbbul Nouakchott wala. duñu dem ci garage rek ñu jël camion foofu ñu chargé ko mais dafay coûte cher si ñun. da ngeen ci génne su ngeen demee. suñu demee duñu si génn ndax transport bi dafa cher marchandise amul prix mais nu ñu bëgg nu liquide que rek lu ñu si am baax na ndax actuellement dans 2 mois léegi mu récolte nañu fii de 5 tonnes navet mais fekk na fi marché bi 10 ouguiya lay jaar dégg jaay nañu ci 10 ouguiya am na loo xam ne sax doon ko débete rek suñu bàyyi ma ndax amul prix ñu teg si aubergine moo li mu tombé ak prix du 20 ouguiya moom moo nekk léegi si tool bi dégg problème bu nu am mooy
manque de formation ci mbiru feebar yi ak yooyu. feebaru légume bi yi ndax xam ne yu bari ci feebar ñu jànkontelu duñu ko mën a faj ndax xamuñu ko xamuñu ni koy faje ñu jël ay produits ñoo utiliser mais kiiwul gënul ndax su fekkee am nañu des formations sur loolu daanu xam li actuellement lu ko faj lan la ñu wut si ko def ko si am nañu problème mu ma leen des arbres les mauvaises herbes bare nañu ci tool yi mooy ñax yi ñax ndax suuf bi yàgg na dégg nga am nañu ma li problème mu grillage amuñu grillage ci kii bi rek lañu clôturé dégg nga tool bi bàyyi mi du ñu sonn toujours dañu bay nu dugg nag yi ñëw dugg ko lekk ko suñu demee feeti gouvernement yu ne ñu bëccëgu baykat mooy garder toolam guddi su fekkee bàyyi mi dugg na sogaañu ñoom ñu mën intervenir ci bi asalaamaaleykum wa rahmatullah bay tey rek ñu wéyal programme bi nga xam ne tey jii moom la ñuy jagleel Tungeen muy décryptage u village yu Tungeen tolloog 21 juillet 2018 photo yi ngeen janoon nag mooy li nga xamee ni moom li leen jëlale ci toolu maraîchage yu jigéen yi ñu wax rek ni jigéen yi daanaka bépp légume boo xamee ne ñu ngi koy béy ñoom daañu ko béy daañu béy aubergine daañu béy chou pommé daañu béy soble daañu béy navet daañu béy carotte am nañu bisap am nañu aussi naanaawu Tungeen nag moom naanaa la boo xam ne macha allah c'est spécial jaaykat yi dañu koy ñëw foofu ci Tungeen di ko fay jënde si di ko jaayaat dañuy jóge ba Tigint am na ñoo xam ne sax dañuy jóge ba Nouakchott ñëw di ko jënd di ko yóbbu di ko jaayaat am nañu gannaaw loolu ay garabu fruits yu nekk foofu am nañu ay mango am nañu ay citron am nañu ay benn garabu guyaab yooyu barewuñu am nañu fa ay banaana yooyu yëpp daa tabarkalla macha allah yëngutu la yoo xam ne jigéen ñi Tungeen ci seen jardin maraîchage boobu ñu ngi si yëngutu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye fii nag mooy tollu limon yi mi ngi nii ak mango yi mi ngi nii kii nag moom day àjji limon gis ngeen ko de nii la koy àjjee de gis ngeen de limon lay àjji léegi nii de gis nga de am na benn bant bu mu wéree daal moom lay lonk ci garab gi rek limon bi di wadd ba ngi nii di nii la koy defee day am jàkkar ci kawam day am tat ci suuf waaw loolu mooy jàkkar si nga xob yi ni mu tëddee noonu ci kaw ñaari fleur yi nga gis ko mooy fleur bi si jamono moom la bi dund amul mag yi dinaa dem di sàkki jàkkar léegi loolu ci ko dafay dem bay bu ñoree da nga koy dindi soo ko dindee nga weer ko ba mu wow nga bojj ko teqalee xob yi ak doomu jàkkar bi neexoon na lool daan nañ ci togg yu bare daan nañ ci togg ay gar daan nañ ci togg même ceebu jàkkar daan nañ ci defet yeneen yoo xamee ne encore mënoon nañ ko lekk si suuf bi am na doom bu ñu nekk ci suuf ci reen bi la nekk ñu koy wax tat boobu moom itam suñu ko dindee weer ko ba mu wow dafa daan weex comme ñam bi daan mel daan nañ ko dëbb muy nekk bol boobu encore am nañ togg yu bari yoo xam ne mën nañ ko si togg daan nañ ko si togg. waaw ba tey rek ñoo ngi ànd ak yéen gannaaw bi ngeen gisee li nga xam ne moo jëm ci mbirum tollum jigéen yi du ñu dem nag def li nga xam ne rek mooy mbirum faale yeeg ñangeen yi daal di julli tisbaar incha allah ñëwaat nag ànd ak waa Tungeen ngir ngeen xam lépp loo xam ne rek moo fa xew incha allah tey moom ñoo ko yéen rek ba fajar. waa nu dellu si waat rek waa Actu Wolof Rime dafa mel ne léegi xelu ñangeen yeeg faaleen yi dal na ndax xam naa ni xewlu nañ ba pare wala baat seen xel dal na daal ñu ñëwaat ci li nga xam ni mooy programme décryptage bi gannaaw bu ñu jógee ci fi nga xam ni moo di toolu jigéen yi dañuy nag ñëw nag dem ci li nga xam ni mooy càmm ndax ku ni mbay ni càmm waaye nag ci suba si teel ba ñu xëyee gis nañu kat nag yi génn
am na lu ñu jëloon tuuti foofu rek ñu tegal leen rek ngeen déglu ko di ci suba la woon. ndax yaa ngi nii nag ndax yi dañu nii di sàmmi jóge dëkk bi di dem fële ngir wuti la ñu lekk ñu ngi nii ànd ak leen di sàmm ndax yaa ngi nii di ñu xëyee daal dañuy dem sàmmi bu ngoonee ñu dellu siwaat nag bu nekk nag xam nga fëgg dëkk daa fa jubal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ju dellu si rek di wéyal li nga xam ne mooy décryptage bi nga xam ne tey jii tollu ñaar fukki fan ak benn si weeru juillet année 2018 ñu jagale ko Tungeen ba tey ci activités yi nga xamee ni waa Tungeen daañ ci yëngatu rek càmm gerte ci la bokk yéen ki janook photo yi nag yi ci suba si ñu yeewi leen ñu xëy di sàmmi duñu wax ni nag yooyu yëpp waa Tungeen noo demam ndax Tungeen dafa nekk yoon woo xamee ni yeneen sàmm yi yeneen dëkk yu nu wëri suñu xëyee ñoom tam ci suba si seen ay nag foofu la ñuy jaar ngoon bet fa la ñuy jaar ndax po bi nga xam ne moo fa nekk waaye Tungeen ci côté boobu ñoom itam am nañu seen ay nag bon demeetul gaan nu mu demee woon ci bu njëkk ndax bu njëkk dëkk bu bari woor ay nag la mais avec alhamdulilah chasseres bi nga xamee ni moo fi jaaroon dans les années 70 nag yu bare tabarkàlla macha allah ci loolu ñu ko ñàkkee waaye ba tey ci biir dëkk bi am na ñoo xamee ni ñi ngi yore seen ay nag ba léegi xale yi xëy na duñu ko xam mais ñun mag yi ñu si bari seen ay kër nag ya fi nekkoon ñoo leen daan rat daan nañ leen likk yore giir gi di rat guddi gu nekk tabarkàlla macha allah wala bu nag yi wàcc see si ngoon bi daañu leen rat te loolu bokkoon na ci nga xam ne cosaanu Tungeen la woon asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ba tey rek waa atu wala frim ñoo ngi nii Tungeen gis ngeen càmm gaa ngi noonu buñ jógee si càmm bi ñu dem na si bërëb bi nga xam ne nag fa la ngayeen yi di ñëw ak faaleen yi ak ñangeen ñi ngir jënd fa la ñu mën a xewloo muy marché bi waaw ñu dem nag ànd xool li nga xam ne rek mooy marché Tungeen. waaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñun ñoo ngi fii ci marché bu Tungeen ñu fas ne rek jox leen suñu tante di Fatim moom mi nga xamante ne si fi la nekk di fi yëngu di def lu am solo lool ñu jox leen ko rek ngir mu wax leen li nga xamante ne si moo fi nekk ci xeetu njaay ak naka la marché bi tëddee. asalaamaaleykum yéen waa Mourtane noo ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam noo ngi fii ci marché Tungeen di fi yëngatu di jaay jën ak lujum ñu gis ci sunu bopp bu baax jigéen ñi daan dem marché di nduggi léegi fii la ñuy nduggee ndax ndimbal la léegi noo ngi fii di jënd asit bi moom la ñuy jaay ak lujum ñu ngi si jënd di fi defar faj sunu soxla di fi yëngatu ñu ñaan nag ndimbal lu waaye am dimbale nu lu nu am jël incha allah ndax marché bu gën a toqaliku développement bi gën a am solo. waaw jërëjëf mais jërëjëf. waaw ba tey rek ñu jox leen soxna si nga xamante ne si client la dafa ñëw fii ngir jënd si marché bi ngir mu sànni ci moom itam ay kaddu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu man la Khady Ndiaye ñun de suñu xëyee fii rek la noo ñëw si Fatim jënd si lujum yi mu am jënd ci Aziz bi boole lu ñu am dem ci marché bi ay ko nu dimbale nag ñu jël fi mu nekk nii. asalaamaaleykum wa rahmatulah ba tey rek ñu wéyal li nga xamee ni mooy décryptage au village yu Tungeen fii nag mooy marché bi nga xam ne moo nekk sa Tungeen jigéen yëpp bu ñu xëyee fa la ñuy ñëw kenn ku nekk dugg li nga xam ne sa kër dana ko soxla taabal yàpp bi mi ngi foofu te yàpp bi dafa respecté li nga xam ne mooy norme internationale yi leneen li nga xam ne mooy liggéey bi gis ngeen ko noonu gis ngeen jigéen boobu nga xam ne mi ngi yore taabalam wala mi ngi yore lalam di jaay li nga xam ne mooy liggéey daanaka loo xam ne daal période bi amuñu ko ci seen jardin foofu la moom dana koy indi di ko jaayaat foofu
gis ngeen baraag boobu nekk foofu baraag boobu fi la ñuy jaayee jën wi mooy jën wi nga xamee ni gouvernement bi gannaaw bi ñu jëlee ci seen politique ni comme Mauritanie dañu am jën kon jën wi jaadu na à ce que foofu foo xam ne doomu Mauritanie ma nga fa jën wi mën egg si moom ba mu mën ci am Tungeen nag li ñuy amee moom ci jën dañuy def benn organisation boo xamee ni kër gu nekk bés bu nekk daa ci am kilo ak libre bés yëpp nag daanaka jën bi dafay ñëw muy altine muy talaata muy àllarba muy alxames muy ajjuma waaye bu ñëwee rek noonu la ñu koy seddoo kilo bi nag mi ngi jar téeméer ak juróom fukk moom lay jar ku loolu nag ñu ngi ciy gërëm ñoom bu baax a baax seen càmmiñ seen mag seen najaay muy honorable député Ahmed Tall Diagne ndax ci taxawaayam ci demam si dëkkam ci lijjanteem la ñu amee ñoom ñooy di jigéen yi loolu nga xam ne mooy jën wi muy ñëw di leen fekk si foofu ci seen dëkk ci Tungeen wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw bi ma jógee ci marché bi nag damay dox rek dem seeti honorable député dem këram xool ba xam mu ngi fa rek mën lu ñu ay leeral tuuti ci lu jëm si APT. ñoo ngi toog rek suñu tonton honorable député suñu tonton Ahmed Tall Diagne tonton Ahmed dama gis ni Tungeen am na loo xam ne lii mu ngi fi ñu koy wax association APT te association bi kat mën naa wax ni lu bari tey moo ko meññee si Tungeen loo ñu mën a waxal ci association boobu. soxna Gerte jërëjëf kontaan naa si boobu question association bi APT mooy association pour la promotion de Tungeen mbootaay googu nag sunu ay mag yu nu gënoon foyte kaw sunu yeneen ay mag yu nu gënoon foyte kaw ci jamono yoo xam te ni bii jamono sécheresse la ba mel bekkoor ci la ñu amoon hygiène kat fi ñu toll léegi nit yaa ngi génn dëkk bi jigéen yaa ngi dem di àll bi di uti liggéey góor yaa ngi dem nañ fexe ba def dara loo xam ne dina tax ba dëkk bi nit yi toog surtout jigéen yi ak xale yi donc ñu am xalaatu dañuy tàppat association tuddee ko association pour la promotion de Tungeen mu war nag kon di suuxat mbooloo mbir yoo xam te ni mbirum Tungeen la ci wàllu koom-koom ci wàllu nekkin ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàngal mi amul benn volet bu ñu bàyyi ak ci wàllu tàggat yaram ci wàllu social bi donc ñu teyee ko en 63 le 18 octobre 83 pardon 18 octobre 83 la ñu ko tabba yàlla def bu ñu ko tabbee ñu def ma may premier président bi nekk ci mbootaay gi nag particularité mooy doomu Tungeen yëpp nañu ci bokk raw na leen jigéen ñi rawatina jigéen ñi parce que su fekkee ne association bi egg na fu mu egg vraiment jigéen ñi ak feggale góor ñi ñu ngi taxaw liggéey seen wàll def bay seen laaj mais jigéen ñi ñoo nekk dëkk bi bu dara xewee ñoo koy taxaw su dëkk bi waree set ñoo koy setal su ñu waree yëngatu ñoo ngi taxaw gon ci gën a wan seen bopp donc jigéen ñi daal ñoo tax association bi dund ba fu mu toll association bi nag comme ni ñu ko waxee rek dafa doon taxaw ngir soxal dëkk bi donc yi mu njëkk a def mooy xool jigéen yi essayer leen dimbale lu mu njëkk a dimbale mooy benn périmètre bu benn hectare boo xam te ni sunu chef de village bu njëkk boobu ba mu fu dekk mooy Mama mën na ko jox fii ci Das ñaar dafay am benn financement boo xam te ni benn ONG bu ñuy wax 14 Relief Services moo na ko financier muy benn hectare def maraîchage da waxul ne benn bassin jox ne ay matériel horticole râteau bêche pic pelle arrosoir ak ay semences ak moto pompe Bernard donc jigéen ñi commencé liggéey yàlla def mu dox lool macha allah jigéen ñi di liggéey di jaay légumes macha allah ñu toogal bay beneen ataat ñu ne comme que jigéen ñi léegi daal seen activité bi dox na ñu wutal leneen donc ñu dem encore yàlla may nu beneen financement boo xam te ne bi beneen ONG même ONG muy CRS mën na ko financer muy lan benn 4 hectares maraîchage toujours association bi béy ko benn at ñaareel at bi mu jébal ko jigéen ñi ñu koy bay yàlla def mu dox itam jigéen di ci récolter loo xam te ni kenn xamoon mu lay tubarkalla ci légume ñu ko yóbbu nox ci di ko jaay donc kii jigéen Tungeen yi ñoo ko exploité nekk ci jigéen Tungeen yi également toujours ci encadrement bi na association encadré am nañu benn verger boo xam te ne bi FAO mën ko financer muy ay garab arbre fruitier tey boo demee foofu la daa ko gis ay centaines de plantes la lu fi gën a bari mooy mango nga fa citron ma nga fa goyave ma nga fa gi ñoo ci ëpp amoon na goyave amoon na ay pamplemousse mais plante yi bare yi mënul résister fii dañu dee mais citron ak mango daanaka presque ñoo fa des léegi di lu bare mais nag jigéen dañ koy récolter di ci jaay waxtu nekk production jotee dañuy def ay saaku yóbbu ko marché di ko jaay muy ay citron en même temps ñu créé beneen ci wetam lu tolloog 1 hectare boo xam te ne bi uniquement naanaa la
Tungeen jigéen Tungeen yi ay spécialistes ci nana fii bay Tiggin dañuy wax nana Tungeen alors nana Tungeen pourquoi parce que dañuy produire assez de nana alhamdulilah donc jigéen ñi daal nekk ñoo xam te dañuy doxal association boobu la ci wàll googu la. L'association taxaw na ak tout le village góor ak jigéen mag andaw et à tous les niveaux ñu gën ay contribution ku nekk ñu def adduction d'eau pour la première fois jëlee ko lycée ancien lycée ba ci Tungeen c'est le premier village boo xam te ne bi il a été adducté ci le réseau SNDE avec ses propres moyens ñun du gouvernement moo ñu indil ndox du ñun ñoo indil suñu bopp ñoo financé suñu réseau ndox bu mu egsi Tungeen ñu créé ñaari bor fon na ci biir dëkk bi bu ñu toogee 2 ans après association bi def extension du réseau def ci biir dëkk bi réseau boo xam ne tey chaque famille day accéder ci ndox mi dem SND ñëw ñu defal sa branchement nga am ndox si kaw ça réalisation également association bi et la volonté Tungeen donc pour vous dire que cette solidarité là entente boobu am et bu fekkee ni intérêt dëkk bi taxaw na amatul benn intérêt mooy suñu force Tungeen benn nit la parce que li nekk ci bopp kenn lépp ñëpp moom la seen bopp lu kenn bëgg muy lu baax ñëpp dañ ciy ànd amul kenn kuy am benn œuvre wala benn action bu ngay def wala benn apport bu ngeen ci dëkk bi muy positif bu jëm ci dëkk bi am keneen koo xam te ne kii xelam dana nekk ci dama koy contrecarrer wala damay empêcher mu ñëw wala dama koy yàq day ñëw tu te greffes ci action bi parce que c'est Tungeen qui profite donc c'est ça la force de Tungeen donc voilà en gros ba pare association bi tey fi mu toll école Tungeen tabax na fa ñaari salle de classe en dur d'ailleurs les premières ñaari classes yi nga xam en dur la en béton ñoo ko fa tabax association moo ko fa tabax c'est du financement de programme Self-Help pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique également amoon nañu fi benn projet avec le programme alimentaire mondial buy def dëkk bi chaque trimestre dotation importante en vivres lait sucre huile sorgho ñi koy wax jigéen ñi moyennant des montants symboliques mais montants yooyu demul fenn jigéen ñoo koy encaisser seen caisse pour réaliser des objectifs de développement dans le village donc je crois que li muy yëngatu ci dëkk bi vraiment bari na trop xëy na je vais juste yem foofu la parce que je crois que ça doit édifier mën na yéen nit mën na xamal nit yi en tout cas que ni Tungeen c'est un village organisé nous sommes petits bariwuñu c'est un petit village mais bu saf xorom la parce que tout simplement ñi fi dañuy ànd bokk day bokk ba et puis ça à tous les niveaux xale yi mag yi da ngay fekk maire yi màggat toog ay xale yi tuuti di waxtaan ku ne ngay kaf ak sa morom ni ngi ree mais kenn du mer nga fekk yi ñoo xam te ni ay génération la yoo xam te ni c'est très déphasé mais bu ñu toogee ku nekk dana wax soxloom ku nekk dana reeloo moromam te kenn du mer parce que kenn du dépassé sa morom et ku nekk da ngay accepter l'autre fii amul xale bi waroo wax fii ay morom nekkul fii non 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 on écoute le plus petit parce que idée mën na indi dara on écoute le plus petit ki gën a mag ci dëkk bi day écouter le plus petit et puis yàlla defal ñu am ay chefs de village yoo xam te ni ils sont modernes mooy nga xam ne ñii nga jiite ay nit lañu ci les écoute da ngay déglu xam fu ñu bëgg xam la ñu bëgg nga jàppale leen ci. on n'a jamais eu de en tout cas moi depuis que je suis né aujourd'hui j'ai 67 ans mësuma gis fii fekk fi benn événement benn chef de village boo xam te ne bi il s'est opposé wala am na benn conflit bu mu am entre toutes les générations du village ñëpp dafa leen di boole et puis problème bu am mu taxaw gérer comme nañ koy gérer. c'est la faute pour doxee benn exemple d'intelligence notre village en 58 dañu doon tabax école tubaab yi dañu commencé tabax école en Mauritanie commandant Djigué Rosso romb Tungeen parce que c'est un petit village mu dem cibler l'autre village nos cousins de Garak parce que c'est un grand village pour dafa école bu bëri nga nekk non ñun suñu ay doom du jàng tubaab boobu temps esprit boobu la woon c'était la mentalité tubaab yaa ngi dugg si mais ñun conservateurs yi bëgguñu tubaab yi dugg si parce que nee di nga aleen si ay doom mais bu mu delloowaatee di ñibbi mu romb Tungeen un petit village bi mu ñëw mi ngi ànd ak benn chauffeur ku doon dawal vedette la yoroon woon oto vedette gaa ci dex bi Tungeen lëkk nga xam Abdou Mbow c'est ancien militaire qui était en France moom dëkk ñu recommandé que gouverneur bi jël ko muy liggéey kooku moo ne ko mais dëkk bi fii ay dëkk la mu wàcc dem ci dëkk bi gisante le chef du village wax ko mu ne moom wallaahi man gisaguma fu ñuy wax kaay leen jàng may bañ ko ilmu kullu shay'in xayrun min jahlihi loo man doon nga xam ko moo nga ñàkk xam état su le sàcc la parce que tu vas te protéger contre le voleur de bu baax ñëw tabax école et puis pare récompenser nu tabax fi jàkk bi ngeen gis ci image bi ñoo ko tabax fi en 58 ak école bi ñoom lañu tabaxandoo ñoom ñaar mais et puis Tungeen waa Tungeen ay góor Tungeen ñoo ko taxaw indi nañu matériel bi mais ay góor Tungeen ñoo ko taxaw tabax ko tout le monde confondu ñu fi nekkoon ay ouvriers en ce moment-là di ay techniciens di ay connaisseurs de ce que en 58 laa waxee du léegi
ñoo taxaw ñu ko tabax beneen spécialiste ñëw tabax ko beneen maçon ñëw fi mais ñi fi nekkoon ñu ay nit parce que xam nañu métier bi ñoo ko tabax te ñu ngi fi ba léegi xoolal 50 bi ak léegi école baa ngi fi tagul jàkkaa ngi fi tagul donc kooku bokk na ci li tax ba Tunguène man la dañu am ay chefs qui sont intelligents et puis ñu mën prévoir l'avenir ak yeneen i cas yu bari yoo xam ne su ma toogoon fii di la ko expliquer l'intelligence de nos chefs loolu nag ci la tout le Tunguène war a inspiré wu ba c'est notre force alhamdulilah. jërëjëf honorable député kontaan naa trop jërëjëf. L'association taxaw na ak tout le village góor ak jigéen mag ak ndaw et à tous les niveaux ñu gën ay contribution ku nekk ñu def addition d'eau pour la première fois jëlee ko lycée ancien lycée ba ci Tunguène c'est le premier village boo xam ne il a été adducté ci le réseau SNDE avec ses propres moyens ñun du gouvernement moo ñu indil ndox du ñun ñoo indil suñu bopp ñoo financé suñu réseau ndox bu mu ci Tunguène ñu créé ñaari bornes fonte ci biir dëkk bi bu ñu toogee 2 ans après association bi def extension du réseau def ci biir dëkk bi réseau boo xam ne tey chaque famille day accéder ci ndox mi dem SND ñëw ñu defal sa branchement nga am ndox si kaw ça réalisation également association bi et la volonté Tunguène donc pour vous dire que cette solidarité là entente boobu am et bu fekkee ni intérêt dëkk bi taxaw na amatul benn intérêt mooy suñu force Tunguène benn nit la parce que li nekk ci bopp kenn lépp ñëpp moom la seen bopp lu kenn bëgg muy lu baax ñëpp dañ ciy ànd amul kenn kuy am benn œuvre wala benn action bu ngay def wala benn apport bu ngeen ci dëkk bi muy positif bu jëm ci dëkk bi am keneen koo xam te ne kii xelam dana nekk ci dama koy contrecarrer wala may empêcher mu ñëw wala dama koy yàq day ñëw tu te greffes ci action bi parce que c'est Tunguène qui profite donc c'est ça la force de Tunguène donc voilà en gros ba pare association bi tey fi mu toll école Tunguène tabax na fa ñaari salle de classe en dur d'ailleurs les premières ñaari classes yi nga xam en dur la en béton ñoo ko fa tabax association moo ko fa tabax c'est du financement de programme self-help pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique également amoon nañu fi benn projet avec le programme alimentaire mondial buy def dëkk bi chaque trimestre dotation importante en vivres lait sucre huile sorgho ñi koy wax jigéen ñi moyennant des montants symboliques mais montants yooyu la demul fenn jigéen ñoo koy engagé seen caisse pour réaliser des objectifs de développement dans le village donc je crois que li muy yëngatu ci dëkk bi vraiment bari na trop xëy na je vais juste yem foofu la parce que je crois que ça doit édifier mën na yee nit mën na xamal nit yi en tout cas que ni Tunguène c'est un village organisé nous sommes petits bariwuñu c'est un petit village mais bu saf xorom la parce que tout simplement ñi fi ne dañuy ànd bokk day bokk ba et puis ça à tous les niveaux xale yi mag yi da ngay fekk maire yi màggat toog ay xale yi tuuti di waxtaan ku nekk ngay kaf ak sa morom ni ngi ree mais kenn du mer nga fekk ñoo xam te ni ay génération la yoo xam te ni c'est très déphasé mais bu ñu toogee ku nekk dana wax soxloom ku nekk dana reeloo moromam te kenn du mer parce que kenn du dépassé sa morom et ku nekk da ngay accepter l'autre fii amul xale bi waroo wax fii ay morom nekkul fii non on écoute le plus petit parce que idée mën na indi dara on écoute le plus petit ki gën a mag ci dëkk bi day écouter le plus petit et puis yàlla defal ñu am ay chefs de village yoo xam te ni ils sont modernes mooy nga xam ne ñii nga jiite ay nit lañu tu les écoutes da ngay déglu xam fu ñu bëgg xam la ñu bëgg nga jàppale leen ci on n'a jamais eu de en tout cas moi depuis que je suis né aujourd'hui j'ai 67 ans mësuma gis fii fekk fi benn événement benn chef boo xam te ne bi il s'est opposé wala am na benn conflit bu mu am entre toutes les générations du village ñëpp dafa leen di boole et puis problème bu am mu taxaw gérer comme ni ñu koy gérer c'est la faute pour doxee benn exemple d'intelligence de notre village en 58 dañu doon tabax école tubaab bi dañu commencé tabax école en Mauritanie comment on a jógee Rosso romb Tunguène parce que c'est un petit village mu dem cibler l'autre village nos cousins de Garak parce que c'est un grand village pour dafa tabax école bu bëree ñooñu nekk non ñun suñu ay doom du jàng tubaab boobu temps et boobu la woon c'était la mentalité tubaab yaa ngi dugg si mais ñun conservateurs yi bëgguñu tubaab bi dugg si parce que nee di nga aleen si ay doom mais bu mu delloowaatee di ñibbi mu romb Tunguène un petit village bi mu ñëw mi ngi ànd ak benn chauffeur ku doon dawal vedette la yoroon woon oto vedette gars ki tax bi Tunguène dëkk nga xam Abdou Mbow c'est ancien militaire qui était en France moom dëkk ñu recommandé que gouverneur bi jël ko muy liggéey kooku moo ne ko mais dëkk bi fii ay dëkk la mu wàcc dem ci dëkk bi gisante le chef du village wax ko mu ne wallahi man gisaguma fu ñuy wax kaay leen jàng may bañ ko ilmu kullu shay'in khayrun min jahlihi loo man doon nga xam ko moo nga ñàkk xam état su la sàkk la parce que tu vas te protéger contre le voleur de bu baax ñëw tabax école et puis pare récompenser nu tabax fi jàkk
jàkk bi ngeen gis ci image bi ñoo ko tabax fi en 58 ak école bi ñoom lañu tabaxandoo ñoom ñaar mais et puis Tungeen waa Tungeen ñoo ay góoyu Tungeen ñoo ko taxaw indi nañu matériel bi mais ay góoyu Tungeen ñoo ko taxaw tabax ko tout le monde confondu ñu fi nekkoon ay ouvriers en ce moment là di ay techniciens di ay connaisseurs de ce que en 58 laa waxee du léegi ñoo taxaw ñu ko tabax beneen spécialiste ñëw tabax ko beneen maçon ñëwul fi mais ñi fi nekkoon ñu ay nit parce que xam nañu métier bi ñoo ko tabax te ñu ngi fi ba léegi xoolal 58 ak léegi école baa ngi fi tagul jàkkaa ngi fi tagul donc kooku bokk na ci li tax ba Tungeen nga mën la da nga am ay chefs qui sont intelligents et puis ñu mën prévoir l'avenir ak yeneen i cas yu bari yoo xam ne su ma toogoon fii di la wax expliquer l'intelligence de nos chefs loolu nag ci la tout le Tungeen war a inspiré wu ba c'est notre force alhamdulilah. jërëjëf honorable député kontaan naa trop. waaw gannaaw ba ñu gisee li nga xam ni moom la APC def ci Tungeen dañuy doxantu rek xool yeneen yoo xam ni def na ko ci Tungeen mu jëm ci fi nga xam ni fa la ñuy garder xale yi seen yaay xëyee tool ak fi nga xam ni fa la ñuy fajoo muy poste de santé bu nekk ci Tungeen ñu bàyyi leen ànd ak yéen rek doxantu dem ba foofu ñu xool lu fa xew. waaw fii nag moo di garderie d'enfants bi école dafa tëj nag moo tax bu xaw am dara tuuti rek nga xam nga tëj nañu waaye nag fi la ñu tout tànk daal fi lañ leen di téye leen fi jàngal ba seen yaay yi ñëw Fatou loolu ñuy wax ci garderie d'enfants bi tey. waaw garderie bi comme dispensaire bi rek association bi moo géré lépp léegi moom moo jël ay sunu ay nit fii si dëkk bi ñu indi leen fii ñuy téye fii ay tout tànk yi léegi fii mooy classe bi nga xam ni ñi mën ñuy wax man wax ABC ñoom la ñuy teg fii ñoom ñooy jàng fii léegi ñooñu après am na beneen salle ñi nga xam ne ay xale yi la ñu mënuñu wax waaw ñoom am nañu beneen salle encore petite section bi waaye ñoo nekk grande section moo nekk nii grande section moo nekk nii section bi moo nekk nii waaw mi ngi noonu léegi ñoom tam fii lañ leen di téye di leen ñu jox leen seen ay fowukaay ñuy fo 10 heures ñu jox leen seen ay goûter te goûter yi presque noonu loolu ndax élève bu nekk 200 bi lay joxe par mois 200 bi lay joxe léegi waa APT bi parce que daf siy def loxo nga xam ne 200 mënul gérer xale yi fii yëpp il faut ñu fiche nga am sa fiche ñu classé la bépp élève bu fi nekk dafa am fiche am date de naissance am jour bu jugee am léppam lii mooy jeu yi ñoom lañ leen def pour ñu siy fo ñu siy fo di si jàng par ABC yooyu ñi mën ñi jàng di si jàng ñi mënul ñi jàng am nañu ay jeu di ci jeu ñoom tam noonu la classé. amu leen benn jafe-jafe ci seen jardin. non amuñu benn jafe-jafe macha allah ñi fi nekk chaque jour du ñuy xëy 8 heures wàcc midi 3 heures du ñuy gont dugal xale yi encadré xale yi toppatoo xale yi amuñu benn problème macha allah amuñu benn problème macha allah jërëjëf. Tungeen ñu dugg nag ñu xool lu ci biir xam lu fa nekk waa dispensaire baa ngi nii soxna si mooy Fatou yow yaa yor dispensaire bi ndax ma ñu tënkal tuuti rek li nga xam ni mooy dispensaire bi ak lan moo fi sa taxawaay. waaw fii mooy dispensaire fii la ñuy defee consultation fii suñu salle d'accouchement la fii mooy suñu salle d'accouchement léegi bu nu amee malade fii la ñuy consulter après fekkee malaatu kii rek la malaatu consultation rek la fii la ñu koy consulter à part loolu fekkee consultation rek la fii la ñu koy consulter fekkee accouchement la après dañuy dem fii ci salle d'accouchement léegi ñun fii ñoo fi nekk man ak sama ñaari morom Modjom ak Khady Gaye mais Modjom mooy suñu njiit sax mais nekku fi mais après maman topp ci moom léegi fii lu ñu nekk di fi liggéey ànd ak suñu présidente association bi ndax association bi ñoom ñoo def lii yëpp bu fekkee am nañu ay financement tamit ñoom tam seen loxo ñu ci biir ñu ànd ak ñoom ci si liggéey nekk ay volonté ànd ak ñoom ñun ñëpp ñu ànd nekk fi di liggéey ñun ñooy jëndal suñu bopp suñu ay médicaments ñu fi mooy suñu pharmacie ñu nekk fii di fi liggéey. yéen da ngeen di rawle. rawle bi da ngeen koy def mbirum cosaan da ngeen ko jàng
maanaam suñu maam yi ngeen ko jàngee loolu dañ ko jàng ci école ba. waa réewle bi ñun daal bi ñu commencé fii man dama def pédiatre laa jëkkoon lañ ma jëkk formé ma nekk fi def pédiatre yóbbuwaat ñu dem def stage Nouakchott ñu jàng foofu réewle léegi duñ ko jàng si mbirum tubaab si lañ ko jàng loolu si la ñuy liggéey noonu. te dañ ko jàng. waaw si loolu lañ ko jàng si mbirum tubaab lañ ko jàng. léegi daal ngeen di réew la ay jigéen. waaw du ñuy réew la ay jigéen fii alhamdulilah rabbil alamin macha allah. mosu leen fi am benn complication. mosuñu fi am benn complication alhamdulilah rabbil alamin te suñu environnement bi yëpp si ñun la ñuy ñëw mais bu ñu demee ñun ba ñu gis ñun bu ñu demee di def ba def lu ñu xam-xam bu jeexee bu ñu mëntul dara du ñuy dem du ñuy évacuer ñu dem si ñu ne ëpp xam-xam ñu dem si ñoom léegi bu ñu demee si ñoom du ñuy gàttandu xam ne ñun ak ñoom noo bokk liggéey. yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel fii nii macha allah ñoo ngi liggéey. amu nañ fi benn problème. waaw amuñu benn problème. garab yi seulement garab yi rek garab yi ñun ñoo koy wutal suñu bopp. ndax fee daanaka Rosso am na temps reconnaître nañ ñu daan dem foofu bu ñu buggee garab ñu def suñuy devis dem foofu ñu jox la mais après loolu dafa arrêté léegi ñun. lu tax mu arrêté. daan nañu dem daal ci suñu présidente bi moom moo doon dox loolu di ko dox ba nu am fiche bu nu jëlee suñu fiche ñu dem foofu après ñu ñuy jox garab. ñu ñëw fii ñu liggéeyaat ñun tam suñu garab. waaye après duñ dem ba loolu kiiwatul léegi ñun ñooy li ñu jële woon foofu ñun ñoo siy liggéey suñu recette yi si am après loolu ñun duñ siy jël ñun ñu dem foofu ñu dem jëndiwaat suñu ay garab. bu ñu jëndee suñu ay garab ñu ñëw ñu liggéey bu suñu bénéfice génnee ñu continuer jëndaat suñuy garab. noonu daal ngeen koy liggéey waaw noonu rek nu ñuy liggéey. jërëjëf jërëjëf honorable député macha allah wax bi leer na wax dëgg yàlla association bi c'était un outil social mais un outil aussi de développement et ay réalisation xam donc wane na ko li nga xam ne mooy jëm ci garderie d'enfant bi li nga xam ne mooy jëm ci poste de santé bi li nga xam ni mooy jëm ci promotion féminine bi li nga xam ne mooy jël sa addiction eau bi et même loo xam ne fàtte nga ko wax mooy amoon noonu benn projet d'électrification boo xamee ni c'était vraiment très avancé mais malheureusement mujjul woon aboutir ba yàlla indil nu courant bi kon wax dëgg yàlla ñoo ngi siy kontaan bu baax di ñaan yàlla jëme kanam li nga xamee ni mooy mbëbëtu waa Tunkeen yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw atu wala firim ñuy woy ak yéen ba décryptage bi rek xam ngeen ni sànq doxantu woon naa dem ba tool yi gis ngeen ko xam ngeen ni moom tool ndox moo koy doxal léegi nag damay woy ak yéen dem ca fi nga xam ni mooy dexu Tunkeen ak fi nga xam ni mooy pont bi ñu seetaan ko. fii nag mooy dexu Tunkeen am na ci sama benn si audio yoo xam ne wax naa leen si waxu dex gi ndax di ngeen soo ko gisee moom ak dex gi lii lu taxaw nii digue de protection la woon boo xamee ni dañu ko fay def booba ndox mi daf daan toj dëkk yi du woon Tunkeen rek boo dig bi mu commencé depuis biir Rosso ëmb Rosso ëmb kër Ahmed Tall muy léegi Ndokaay ëmb Tunkeen ëmb lycée ëmb Garak wëri si buumu tubaab ga delluwaat 7 kilomètres jiwdu si waat ci Rosso foofu wetu pont Terre-Plein fa la wàccaat donc dig bi moo ko daan dox digganteem ak dex gi nag daf daan ci jamono jooju bu nawet bee mbënd ñëw ba dex gi feeb bu noor bee mu dellu ñu fi daan béy léegi nekk ci wàllu wee yëpp ay tool la woon ñu fi daan béy dugub daan fa béy ñebbe daan fa béy pataas bi man ràññi naa nga xamee ni même bu mbënd mi mësee ñëw ba mbënd dëkk bi toj ñun dañ daan noor ci biir dex gi di dem ba ci reen yi di jeqi ci reen yi bu génne du yóbbu suñu ay kër di baxal wala nuñu wàcc léegi ngeen gis mu nekk xeer loolu pont la pont bi gannaaw gi lañ ko fi tabax EGBT moo fi tabax lu tax mu tabax ko fi mooy que ni digg rek moo fi daan nekk bu noor bee mu baax bu nawet bee digg bi dafay toj oto yi benn oto dootul jàll ndax fii fi ngay jàll dem biir Fuuta fi ngay jàll dem Kër Madiki fi ngay jàll dem Roxoy Waat fi ngay jàll dem Chagara fi ngay jàll dem ngi Dakar fi ngay jàll dem Kër Mour fi ngay jàll dem Kër Madiki fi ngay jàll dem mën nga si dem ba nga egg Bogue génn biir Bogue dem Kahidi ak fu la nekk loolu moo taxoon jamono jooju EGBT def ko si
gannaaw gi nag bi ñu demee bay trafic bi gën pare ñu doon koy soppi def léegi nga xam ne mu nekk ci gannaawam xam naa ni image yi après dana ko indi mooy pont bu bees bi nga xam ne léegi dañ ko goudronné mu génn Rosso romb Tungueen dem Boggi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñuy wéy rek nag di wéyal programme bi nga xamee ni tey jii moom la ñuy jagale Tungueen. photo yooyu ngeen di gis nag yéen a ngi gis li nga xam ne mooy pont Tungueen. pont boobu nag dafa am histoire bu mag balaa ba doon nekk pont ndax place bi woon nekkul woon Tungueen sax mi ngi nekkoon ca Garak balaa ngay dugg Garak foofu tolloog fi ñuy wax kër góor gi Sud Foun pont bu njëkk bi nga xam ne defoon nañ ko foofu la nekkoon boo fa demee ba léegi si dex gi dafa gis destu pont ba mi ngi woon foofu gannaaw gi nag lañ ko toxal delloo si ko fii ci Tungueen mu doon nekk suuf bu nawet bi wàccee ñu dëkk ko ak suuf noor bi yëpp ci la oto yi di jaar ba nawet bi ñëw mu tojaat bu tojee nag gaal la ñuy jàlle ba balaa ñuy noor bi di ñëwaat ñu mën ko dëkkaat gannaaw gi nag dëkk bi mu nekkee noonu ti am solo lool ñuy am yoon wu ñuy jaar heure bu nekk Mauritanie si boppam ak financement yu mu amoon mu joxoon ko benn société bu ñuy wax EGBT moom moo defar premier pont boobu ngeen di gis nii nga gis desitu pont bi mu ngi noonu ba léegi bàyyi mi daañu fi jaar di jàll jëm si wàllu kooku mooy li nga xam ne moom lañ fi defoon ci société EGBT defoon ko fi. gannaaw gi nag léegi ci tolloo ñetti at wala jëm juróom ci le gouvernement mauritanien donc amaat beneen financement dénk cette fois ci liggéey bi li nga xam ne mooy chinois yi ñu boole ko goudron bi nga xam ne defar nañ ko mu jëm Bogué mu am njëriñ lool ci dëkk bi nag am njëriñ ñett ci Rosso yëpp ndax nekk na yoon woo xamee ni ci la oto yëpp di jaar di am ñi nga xamee dañuy dem seen ay tool fa la ñuy dem mu yombal bu baax demu tool yi yombal bu baax liggéey bi heure bu nekk nit yi daañu mën dem seen tool bu ñu amee seen mbay bu paree daañu ko mën toxal ci oto yi wala si tracteurs yi pour mën ko jàll indi ko Rosso wala indi ko feneen ci biir Mauritanie am na beneen njëriñet mooy njëriñ bi nga xam ne transport bi léegi macha allah heure bu nekk nit ñi ngi dem du dootoo ñëw ba foofu nga teer di wàcc di jabaat sa bagage di gaal ci gaal da ngay jaar di juba rek dem fi nga jëm ci tabarkalla macha allah dëkk yi ndaw yooyu nga xam ne moo ñu wër yëpp ñoom foofu la ñuy jaar ndax boo jëmee Kër Madické wala nga jëm Bagdad wala nga jëm Raghaywaat wala nga jëm Chigara wala nga jëm Chadal Mahgan muy Dagana mu ne wala ngay dem gi Dakar wala ngay dem Kër Mour wala ngay dem Thiambène wala ngay dem Gani wala ngay dem Tekaan bay balaa ngay egg Bogué tabarkalla macha allah ñoom ñëpp si yoon woowu la ñuy jaar di jàll pont bi nag moom ngeen gis noonu ci photo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw photo yooyu ngeen gis nag ak loolu mooy li nga xamee ni mooy dex gi nga xamee ni moo nekk ci taatu Tungueen dex googu nag dexu ci administration bi Garak lañ ko tudde waaye nun ñu ngi ko daan wax njugar boo demee waa Garak it njugar lañ koy wax dex googu nag mi ngi jóge ci dex gu màgg mi ngi jóge ci fleuve ba donc départ ba mu nga foofu toll na war na toll ak fii si 3 kilomètres wala ñaar ak dara mooy jaar foofu nag di dem romb Tungueen romb Garak bu rombee Garak am na beneen lab boo xam ne daf ciy génn ñu koy wax labu Mbolla foofu lay jaar kooku dafay dem ba dellu siwaat fii si yoonu Nouakchott bi si 7 kilomètres daana fa egsi waaye léegi accétu fi dafa am déviation boo xam ne def nañ ko fa muy jàll jëm ci côté Kok dex googu nag te bu mag bi nga xam ne dafa romb Garak dafay moom itam continuer dugg biir romb Kole Ndonk jëm fu ñuy wax kër góor gi Amadou Doulel benn pël bu dëkkoon foofu bu fi yàgg ba dëkk ba jëloon turam dafay dem nag ba juuri ji jëm ay côté teeg ceenu ak yeneen tool yi nekk foofu njëriñu dex googu nag moo di daf daan bu nawetee mu bënn su noor bee mu fer bu feree nag ci ñu daan bay dugub ci ñu daan bay pataas daan nañ ci bay bisab daan nañ ci bay ñebbe daan nañu ci bay ay naajee ki xaal lépp tabarakal macha allah ak tamaate ci fële ñu ko daan béyee léegi nag gannaaw gi bi nga xamee ni barrage yu Manantali ñëw na loolu moo tax amatul perte ñax mu bon bi encore ñëw na si ba nangu ko moo ngay gis nii ci photo yi nga xam ne mi ngi verte mi ngi am ñax loolu moo tax kenn mënut ñu def dara même naan sax kenn mënut si naan
sangu sax xale yi dañ ci sangu rek waaye nekkatul ndox bu potable boo xam ne mën nañ ci sangu loolu nag mooy dex gi nga xamee ni ci la Tungeen sës dig bi rek moo leen teqale dig boobu nag tubaab bi ñoo ko fi defoon mu nekkoon dig de protection bu ëmbaale Rosso yëpp donc Rosso la jóge woon ëmb Ndonxaay ëmb Tungeen ëmb lycée muy collège Capelane bi ëmbaale Garak ëmb élevage bu yàgg élevage bi mooy fu mu nekk noonu til actuellement militaire ñoo fi nekk dellu soit ba 7 kilomètres waraat ëmb dellu soit ba ëmb camp militaire foofu mu nekk noonu juuru si dex gi jaaraat port de Bac loolu mooy li nga xam ne mooy digue de protection boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ginnaaw bu ñu jógee ci fële li nga xam ni mooy pont bi dem leen di wan nag li nga xam ni mooy image yu Tungeen biir ci guddi doxantu woon naa Tungeen xool Tungeen jël fa image mooy image yi ngeen indi muy image yu guddi yi ngeen di gis muy image yu guddi bi mu fa jógee nag jamono ji may wax ak yéen maa ngi leen di jëlal image yu Tungeen ci bëccëg bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah bay tey rek ñu woyal li nga xam ne mooy décryptage yu Tungeen ci image boobu ngeen njëkk a gis noonu ci kaw ñu ngi fi wane rek li nga xam ne mooy bayaalu digg këru dëkk ba mu nekk place bi nga xamee ni bi mag yi ñëwee di sanc dëkk bi dañ ko fi bàyyi woon mu nekkoon ëtt bi nga xam ne fa la ñuy daan daje mi ngi noonu nag nekk ci wetu jàkka ji ëtt boobu nag léegi jamono ji ñu nekk lépp loo xam ne dañ koy def mu jëm ci diini ji te muy soxla mbooloo fa la ñu koy defee lu mel ne gàmmu mawlud yi lu mel ne ay conférence bu fekkee ne am nañu ko di ko def dëkk kër yi nga xam ne dañ ko wëreet ñoom itam bu ñu amee lu mel ne ay ngénteeg yooyu ci place boobu lañu koy defee su ngeen xoolee ci ndeyjoor bi da ngeen gis foofu jàng boobu nag mooy jàng bi nga xamee ni bi dëkk bi sëriñ bi góor gi sañcee dëkk bi donga yi foofu la ñuy daan jàngee alxuraan beneen image bi si topp bi da ngeen di gis ni foofu mooy Carrefour dugg Tungeen boo fa egsee fa ngay jàddi dem Izet wala nga continuer jëm ca pont ba soo xoolee ci ndeyjoor bi daa gis li nga xamee ni mooy miiru saalixiinu Rosso nga xamee ni lu bari ci Rosso léegi foofu la ñuy denc seen ay mawta beneen bis image bi si topp nag ci Tungeen lañ ko jëlee noonu rek sëpp ko pour wan leen tuuti rek li nga xamee ni mooy Tungeen gannaaw gi nag am na yeneen image yu si topp muy ñetti image yooyu mooy ci guddi gi lañ ko jël di leen wan rek éclairage bi nga xamee ne tey jii am na sa dëkk ba nga xamee ni yombal na génn bi dem bi ak dëkk bi ci guddi gi ndax daf daan lëndam lool léegi nag bokk na ci loo xamee ni daal soppi na bu baax a baax dundinu waa Tungeen ci surtout guddi bi loolu nag ñu ngi ko amee ci électrification rurale bi nga xamee ni gouvernement bi defoon na ko muy programme am defoon ko mu nekk réew dëkk yi nga xam ne yëpp haute tension bi dafa romb amoon nañu ci Tungeen nag bokk na si ñi nga xamee ni am na ci courant boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw lii nag donc benn vie aérienne la boo xam ne nii Tungeen moom la ñuy wane ni nga gis ni kon dëkk bi ñu ngi noonu nii la tëddee boo sànnee sa bët da ngay seen bay ku sa bët yam tabax yi ñu nga fi nga gis rek ni dëkk bi xaw na am soppeeku ndax bay ci courant sax dëkk bi am na ko boo xoolee kaw néeg yi daanaka yëpp ay parabole mu ngi fi donc mooy wane ouverture bi nga xam ne nii Tungeen am na ko
ci li ko gën yokk mooy accès bi ñu accéder si électricité bi accéder si l'eau yooyu koŋ-koŋ la yoo xamee ni dafay bokk ci li nga xam ne dafay développé dëkk boo sànnee sa bët ne da ngay seen ni dex gi nu doon wane sànq mi ngi noonu kon dëkk bi ni ma waxee war mi ngi sës si dex gi mi ngi noonu mi ngi sës si dex gi yaa ngi seen xale yi ñu ngi noonu si dex gi di songu lii ngay gis nii ci suuf lii mooy jàkka ji moom la ñu doon wax sànq donc jàkka ji mi ngi noonu lii ci sa ndeyjoor mooy néeg bi nga xam ne mooy jàkka jigéen ñi fi ñuy jullee lii nii ci suuf donc mooy digg kër gi comme ni ñu koy waxee woon sànq ñu sëpp waaye jàngo bi ma la wax naa ne fi ni ñuy jàng alxuraan mi ngi noonu yii yëpp bokk na ci nga xam ne cosaanu dëkk bi la donc jaadu na bu fekkee ñi ngay wax waxi dëkk bi ñu wan leen ko soo wëlbati ko nii sànni sa bët da ngay seen ni ci wet bi ngi noonu mooy tabax yooyu ngay seen noonu ci gannaaw mooy ancien collège Capelani bi mu doon wax mu mujjoon nekk fi lii su de Rosso am na yu bari yoo xam ne suñu ko waxee ñoom daañu ko xam ndax jànge nañu fi jaar nañu fi léegi su ko defee boo toppee nii da ngay gis ni jumaa ji ñu doon wax sànq jumaa ji mi ngi noonu li ci tàkk gi nag nga gis fii muy ay garab yi foofu mooy dex gi boo ko toppee noonu da ngay seen ni loolu mooy dex gi dafa vert ndax am na ndox moo nekk foofu. tool yi ñoo nekk na la. waaw tool yi ñoo nekk nii tool yi nii la ñu tolloon. ñu ngi nii tool yi ñu ngi nii mooy tool jigéen yi ñu gisoon sax tool yi ñu ngi noonu nekk noonu boo ko toppee nii rek da ngay jëm ba ci gollare gi fi mu nekk nii soo sànnee si ba dex gi moom ngay seen noonu kooku la ñuy wax ne moo jóge ci fleuve bi ñëw mooy njugal moo ñu romba lycée dem ga rek bay egg fi fa mu doon wax. fii lan la poté lan la. waaw lii courant la. ñu wax fii lan moo fi am. fii li fi am pratiquement am na daal yëngu-yëngu ci fànn bu nekk am na fi. yow looy liggéey fii. man menuiserie laay liggéey fii menuiserie ébéniste laay liggéey fii. weekend bi maa ngi liggéey ci Iligette wante weekend bi fii laay nekk di fi def suma bricolage waaw. fii nag moom route la boo xam ne route principale la boo xam ne route bu baax la moom route am na mi ngi nekk en voie de développement daal mun naa ko waaw dafa nekk en voie de développement. kañ nga samp fii. waaw fii am naa fi léegi 8 mois comme ça 8 mois juróom-ñetti weer léegi. liggéey bi mi ngi dox. waaw liggéey bi alhamdulilah mi ngi dox walaay parce que maa ngi am fi ay commande de fay yu baax sax tubaarkàlla. da ngay def ay fauteuil. waaw damay def ay fauteuil damay def ay lal am na yëpp dama koy def genre voilà ay fauteuil yu rafet yi ay fauteuil banquette ak yëpp dama leen man maa leen di defar yëpp man maa leen di defar fii fauteuil yi. yaa ko liggéey. waaw yii yëpp man maa ko liggéey fii man maa ko liggéey fii waaw am na yeneen sax xam naa ne yooyu dem na waaye lii moo mujjee. waaw at Olefrim ñu wékk yéen ci décryptage bi nga xam ne mooy def fii ci Tungeen gis ngeen nag Tungeen mi ngi noonu gis ngeen guddi bi muy li nga xamoon am naa ko biig ak gis ngeen bëccëg bi tey duñu dem nag ci li nga xam ni mooy bàkk Tungeen li nga xam ne mooy suñu baaxu maam. waaw li nga xam ne nag mooy suñu bàkk maam mooy suñu baaxu maam mooy mbirum cosaanu waalo xam ngeen Tungeen dañoo fonk cosaan dañoo fonk aada. macha allah wër na àdduna bi yëpp li nga xam ne moom la waa Tungeen di def ñu ànd rek seetaan ko. Kala
ngeen tàccul jigéen ñi ndax ñu mën dugg bu baax. waaw ba tey rek ñuy wéyal décryptage yu Tungeen comme ni nga ko gis si vidéo boobu gàcce ngaalaama suñuy jigéen gàcce ngaalaama suñuy yaay gàcce ngaalaama suñuy tante loolu ngeen gis noonu mooy li nga xamee ni suñuy jigéen bien que ñu ngi ci tool ya ñu ngi ci kër ga ñu ngi ci marché bi ñu ngi ci fépp foo xam ne jigéen war na fa taxaw ñu ngi fay taxaw waaye taxul ñu fàtte li nga xam ne ñoom mooy seen cosaan mooy seen aada lii ñu wane noonu waxtu woo xamee ni Tungeen soxla nañ rek ñoom daañu jóg taxaw ci seen bopp waajal ko génne li nga xamee ne loolu moom ngeen gis noonu mu nekk way yu neex nekk fecc bu neex bu ànd nekk tàcc yu neex ti loolu nag cosaan la ci Tungeen depuis mag ya ba léegi waxtu woo xamee ne soxla nañ rek Tungeen ñëpp ñooy jóg ànd mag yi ak ndaw yi ak ñi si diggante bi ñëpp ñooy ànd nekk benn liggéey bu rafet boobu ñuy si sant turu bi di ci sant jigéen yi di leen ñaanal yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot bi Cheikh Nabil Mustafa alayhi salaatu wassalaam. waaw waa Atu Wolof Rime gannaaw ba ñu jógee ci li nga xam ni mooy aada ak cosaan dama taseeg sama benn maam boo xam ne dafa wane ab mbégteem jëmale ko si Atu Wolof Rime jëmale ko si wàll yépp nag mu ni moom doomam ci Atu Wolof Rime saa su nekk dara raw ko ci Atu Wolof Rime moo tax nag mu jox ma kadda boo xam ni kadda bu rëy la daf ko jagleel wàll yépp rawatina Atu Wolof Rime ma bàyyi leen nag ngeen déglu li nga xam ne rek mooy kadda bi nag souvenir la xëy na am nañu ko xam waaye am na ñi nga xam ne ñi xamuñu ko waaye dégg nañ ko kon nag tey ndaw yeeg mag yi ñëpp daañu dégg souvenir bi mu ngi noonu jël leen. Bala
waaw waa ëttu Wolof Rime gis ngeen kado bi nga xam ni maam moo leen ko jox boole ko ay ñaanam ñaan na leen ñaan yoo xam ni ñaan yu dëgg la ci moom kon nag dañuy wéy rek di dem ci li nga xam ni moom la ndaw yi am ndax ndaw fu mu dëkk il faut mu fo muy lan muy sport bi muy tàggat yaram bi kon ñu ànd rek xool ndaw yi xool sport bi nga xam ni moo am ci Tungeen. Tungeen nag gis ngeen nag ñoo ngi nii terrain Tungeen tey match moo am li may wañe ni Tungeen bëgg nañu wàllu tàggat yaram ñu ngi ci wàllu football bi mi ngi nii de gis ngeen di terrain baa ngi nii ñu ngi football xale yaa ngi nii di seetaan gis nga équipe yaa ngi ne ci digg bi gis ngeen camp yi fii mooy terrain Tungeen ni mu yaatoo gis ngeen ko de waa Tungeen taxaw nañu nag ngir def fi li nga xam ni moo di bërëb bi nga xam ne fi la xale yi di fowee supporter yaa ngi ne toog supporter yaa ngi ne toog gis ngeen leen waaw ñu daal mooy Tungeen Tungeen a ngi nii Tungeen a ngi nii ñu ngi sport waaye jëri Tungeen yi daal tooguñu daal ni yàccal rek léegi ñi daal fi taxaw ak sama tonton Khalifa ñu waxtaan ci lépp loo xam ne dafa jëm ci xeetu foo gis ngeen jóge na ca football ba léegi noo ngi fii ci beneen foo tonton Khalifa dama bëgg nga wax ma rek lii ban xeetu fo la man bul kat dama gis xale yi daan joué ay bul lii bul yi mag la ban xeetu fo la. waaw lii salaamaaleykum d'abord lii moom la tubaab yi di wax pétanque bul yi di ko xale yi di ko foyee waaye moom mag la. xale yi bul ndaw laa gis ñu koy te yii bul yi mag la. waaye mag la ko fooy am na centre yu bëri yoo xam ne boo ko demee ay borom juróom-benn fukki at jëm ko nga fekk ñuy joué wala ñaar fukki at yi ak fukki at yi jëm 18 ans yooyu bokkuñ ci fii nag yàgg na fi joué ay bul temps yi paas rek ci koor gi defoon nañ fi benn tournoi boo xamante ne amoon na mat fukki équipe ak dara waa Gala gi participé woon nañ ci ñu joué ko Mari Mbodj moo ko présidé woon ñu joué ko fii xale yi bëgg nañ ko tey sax da ngeen fekk parce que ñu bëri ñëwul mais weeru koor gi ñu tijji fii fees tel ba 3 heures de matin 2 heures ñu joué ay 2 heures 3 heures weeru koor gi yëpp c'est comme ça tournoi bi ci lañ ko doon joué mais moom moo xam ne aussi boo ci nekkee sa yoon nekkul ci kenn doo wax mbirum jàmbur doo jëw sa yoon nekkul ci lan yaa ngi concentré wu ci bul bi passe-temps la daal bu fekkente ne amuñu luy def rek yàq liggéey ñu ñëw fii foofu po mag la nag du poom xale po mag la ay bërëb kër rek ñoo fi nekk. moo tax ma wax la que ndax xale yi bul yu ndaw laa gis. te fii bul yu mag la yooyu bul yu ndaw yooyu xale daal yooyu waaw bul ñi nii ñun taqal xoolal waaw lu ñuy def nii. te bul yi léegi lu ndaw lii nga gis mu mel ni nen bul bu gën jóge rek moo am point bul bu gën jóge moo am point bu fekkee am na ñaari bul yu xaw a tolloo dañoo jël mètre ñu mètre seet bul bu gën jóge daal moo am point. lee ma gis moom ngeen di mètre. waaw mètre baa ngi ne léegi lii ñoo sànni nii muy nekk nen mu mel lu mel ne nen moom mooy li nga xam ne bul bu gën jóge yaa am point léegi ay ñaar daa ngi def ñett. par équipe lay doon par équipe lay doon waaw équipe bu nekk yor ay bul ñetti bul wala équipe bu nekk yor ñaari bul.
bu dee par ñetti nit la ku nekk ñaari boule la yor bu dee ñaar nit la ku nekk ñetti boule la yor léegi bu ko jógee rek les gens gis ku marqué ñetti point les gens gis ku marqué ñeent les gens gis ku marqué ñaar les gens gis rek bu fekkente ni door nañu lii mel na nen mu génn ci biti fekk ñaari équipe yi ku nekk dese ay boule partie boobu day niil bu fekkee kenn ki jeexal kenn ki li mu dese ci loxoom daf koy compter ay point jeu boobu noonu la demee. waaw comme ni nga ko gis rek sport rek Tungeen doomi Tungeen yi dañ si yëngatu te lu yàgg la ndax suñu waajur yi sax am na suñoo xamee ni daan nañuy def li nga xam ne mooy làmb daan na leen jaral ñuy jóge foofu ci guddi bi di dem ba Garak di dem ba Mbagam di dem ba Njaw di fa bëri ji di dellu si di dem Kër Ma Dikke di bëri ji di dellu si xale yi nag xëy na seen jamono football la woon waaye football bi macha allah daan nañu ci dem fu nekk am nañu ci ndam yu bare. amoon nañu xalaatit boo xam ne Bara Diagne wax na ko moo di am na jamono boo xamee ni équipe Tungeen daf daan woo doomi ndeyam yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ay xale yu nekk Kër Muur xale yu nekk Gitaxaar xale yu nekk ba Gaani sax ak ñu nekk si Garak ñu leen daan jël di leen dugal ci équipe bu Tungeen ñu nuy jàppale dina renforcer te dañ ci daan gis ndam tabarakàllah macha allah gagné nuñ ci ay coupe gannaaw loolu gis ngeen beneen jeu boo xamee ni yaakaar naa ni village yi boo leen doon seet su ma bañul jom dinaa wax ni xëy na Tungeen rek moo ko fii pratiquer muy pétanque jeu la bu am solo jeu la boo xamee ni laaj na xalaat laaj na am efficacité laaj na am ku mën diir ba nga mën jam bul yi wala ba nga mën teg sa bul fi nga ko bëgg a teg kooku nag Tungeen dañ ciy yëngatu bu baax am nañ ci équipe boo xamee ni tournoi yi nekk ci Rosso dañ ciy participer même tournoi garde yi am foofu dañ ciy participer te lu ci ëpp dañu fa am ay ndam. wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di beral nuyoo ak cat ci occasion bi nga xamee ni jox ngeen ko doomaani Tungeen ñu man fësal li nga xamee ni moo di Tungeen si biiram ak si biteem macha allah ñoo ngi gërëm waa Tungeen yëpp di leen gërëm bu baax ci seen mobilisation di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay di leen gërëm bu baax ci seen takku ak seen booloo nekk benn ak ci seen dëggu lii liggéey bi ku ko gis daa xam ne du liggéeyu benn nit du liggéeyu ñaari nit liggéeyu mbooloo la boo xamee ni dañuy jël seen bopp def ko muy benn boole seen ay xol boole seen ay doole di liggéey bu mel nii. Tungeen amuñu leçon bu ñuy joxe kenn waaye ñu ngi soñña waalo bi ñu ngi soñña dëkku waalo yëpp. fépp fu dëkk waalo nekk ñu ngi leen di soññ ci ñu ànd nekk benn ci boole seen bopp boole seen xol fépp fu wolof nekk xam ni wolof mooy mbokkam wolof mooy waasoom wolof mooy lakkam bi nga xamee ni moom lay lakk kon ñu góorgóorlu su baax amuñu leçon bu ñuy joxe waaye ñoo ngi koy ñaan ni wolof yi nañu def loolu nañ ci jublu ci liggéey boobu ak àndaloo boobu. ñi ngi gërëm nag ñi nga xamee nag ñoom ñoo yoon woon liggéey bi ndax nag lu nekk dafay am bopp kon ñu ngi gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo yore woon liggéey bi ñoo yore woon moyen technique yi nga xam ne moom lañ doon déplacé woo ñoo yore woon moyen technique yi nga xam ne ci lu ñu doon filmer yu ñu doon enregistré ak seen temps bi ñu jëloon yëpp ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di ñaan yàlla fay leen lu weesu seen njort yàlla dañ leen ko fay ndax xubbul watan min al iman ku bëgg sa réew bëgg sa bopp ci topp yàlla la bokk ci ñoom macha allah. Tungeen yëpp doomaani Tungeen yëpp ak ñi nga xam ne yore woon liggéey bi macha allah yal na leen yàlla defal loolu bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wa salaam. maam Abdul Aziz Dabaax la fi daan wax mu ni loo ñàkk di wala loo sañe di gërëm war ngaa sañ a gërëm surga bi nga xamee ni bu ñu nee jóg leen dem sa tool ya même bu fa dul def dara kenn du ko jiitu sa tool ya loolu ma fay jaar rek di gërëm ma fa sayar buuna. doomu Tungeen la dëkk Tungeen bokk Tungeen waaye macha allah liggéey bi jàppale nañu su bu baax di gërëmet sunu ay doom yu nu jàppale ndax image yi ngeen gis yëpp son yi ngeen gis yëpp sunu ay doom Birane Fall maam ma ci conception premier écran boobu ngeen gis moom moo ñu defal conception bi macha allah ñooñu si jàppale di ñaan yàlla barkeel leen yàlla sàmm leen sàmm mboolem jullit bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wa salaam. ñuy jéggulu rek nag si problème technique yi parce que liggéey bu metti la woon liggéey bu doy waar la woon liggéeyu collecte données yi di dagg fii di boole fii
ak dugal bi ñu koy dugal léeg-léeg saa ñu dugal dara fekk duñu juum ndax liggéey bu yaatul woon waaye yooyu yëpp problème technique la ñoo ngi jégalu bu baax waa ëtt bi di leen masu bu baax ci seen coono ak topp bi ñu doon topp. di wax rek ni ci biir liggéey boobu pour wax complicité am rek am na ñaari éléments yoo xamee ne amoon nañu ko mais éléments yi bi ñuy defaat liggéey bi di ko seggaat di ko monté waat di ko préparé dañ si am ay tuuti jafe-jafe ba yooyu ñu rëcc leen benn bi mooy lu jëm si maxdara Tungeen am nañu benn école coranique boo xamee ni ñu ngi koy tabax yeggagul ci suñu mëbatu ci suñu yéyne baay suñu maam suñu najaay muy alxaaji Amar Val Masamba mi nga xamee ni moo fi jógee si janvier 2015 moom ku fonkoon Tungeen la ku bëggoon Tungeen la koo xamee ni diine ji lépp la ko jaraloon moom moo décidé woon ni ëttu maamam bi di Tungeen dana fi defar benn école coranique boo xamee ni doomaani Tungeen ak li wër Tungeen sax daañu fa mën di ñëw di sàkko xam-xam muy xaw niroog école boo xamee ni école coranique la waaye école moderne lay doon. ak beneen élément boo xam ne amoon na ko ndax Tungeen du woon rek dugub rek la doon bay du woon léegi ceeb rek lay bay Tungeen dafa daan bay encore jéeri dañu daan bay gerte bref dañu ko daan bay ci jéeri ja waaye sécheresse bi mu ñëwee taw amatul loolu moo tax Tungeen bàyyi ko élément yooyu amoon nañu leen mais ci biir liggéey bi dañu leen perte. pour daaneel rek nag ñoo ngi gërëm suñu jarbaat suñu rak suñu doom di Guet Fall Guet Diagne Guet Fall Diagne du lekk mbajam bu ñu waxee Guet Fall rek xam naa du si yàq dara du ko mënoo ko bañ Guet Diagne doomu Tungeen la wante noonu rek la mën a mel su ma waxee ni noonu la mën a mel waa Tungeen xam nañu ko ndax papaam yarhamahullah amul woon dara ci yitte wala ci taxawaay lu dul loo xamee ni yitte Tungeen la lu loo xamee ni taxawaayu Tungeen la ci Diagne Naar yow itam Guet bay nga sa wàlla dëgg la ci sa profession la ñu la fekk waaye macha allah li nga si waroon def yëpp def nga ko li nga si waroon taxawee yëpp taxawee nga ko kon ci sama kàddu ci sama baat waa Tungeen yëpp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di ñaan yàlla barkeel sa liggéey barkeel njaboot gi bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wasalaam. léegi nag ni ngeen ko sentir rek ci sama wax ñoo ngi presque ci jeexal bi léegi nag damay bàyyi soxna Guet Diagne moom mi nga xamee ni moo nekkoon suñu modérateur de la journée moo doon préparé yëpp ñu koy dugalandoo ensemble moom mu indi li nga xamee ni mooy tëj bi su boobaa bu paree rek dañ leen ko wax kenn ku nekk daan na man dugg si biir indi li nga xam ne mooy participation waaye rek ba tey rek ñuy gërëm ñëpp rek di sant ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm di masu ñëpp nag ci coono gi di baalu àq ñëpp nag ndax tey jii xam naa ni nekk na journée boo xam ne ñëpp bàyyi nañu seen yitte ñëpp bàyyi nañu seen liggéey ànd ak ñun di ñu topp sagal nu loolu sag la si waa Tungeen ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ko mboolem jullit bi jaay nabil Mustafa alayhi salaatu wassalaam. asalaamaaleykum waa Atu Wolof Forum noo ngi rek Tungeen ba tey macha allah gis ngeen lii yëpp nag ñu wane ko muy xarkanamu Tungeen kon nag Tungeen a ngoog noo ko gisandoo àgg nañ nag ci cappaandaw ba cappaandaw bi nag léegi mooy lan ñu yëkkati ngërëm ak cant jëmale ci ki nga xam ni moo di chef de village yu Tungeen di tonton Lamine Fall macha allah moo xàll yoon bi xàll yoon bu mu yaatu ñun dem leen yoon mbaangoog bu leen tiit bu leen ragal ñu daal di dem dugg Tungeen macha allah ba ñu duggee Tungeen macha allah ba ñu duggee Tungeen fekk ci ki nga xam ne mooy honorable député macha allah suñu tonton Ahmed Tall Diagne mu bàyyi yittee mi yëpp macha allah ànd ak ñun ba liggéey bi tey jaar fi mu jaar waaye gàcc nga laama ki nga xam ni mooy sëñ taalab mama ndax bi nga xam ni tonton Lamine moo joxe maanaam daal moo xàll yoon bi joxe ndigal taalab mama daal daanaka moo ñàggi ñag bi ba benn dëgg bu nga xam ni bi nekkoon na fa rek dindi na ko nu jaar nu mu ñu neexa ci biir Tungeen daag nu mu ñu neexa ci biir Tungeen macha allah di yëkkati gërëm jëmale si ki nga xam ni mooy Baada Diagne macha allah moom itam di sama doomu baay taxawaayam rafet na Ibrahima Diagne di sama rak moom itam macha allah ñu gën ko xam ci Ibba taxawaayam rafet na macha allah ñoom ñëpp gis nga leen ñu jàpp ci liggéey bi. waaye di yëkkati ngërëm ak cant jëmale ko si ki nga xam ni ñooy waa Tungeen ndax macha allah bu ma ñëwee xale yeeg mag yeeg ñëpp taxaw nañ ci liggéey bi jàppale nu kon ngërëm ak cant ñeel na waa Tungeen
waaye nag dama mos a fàtte ëttu wala frim ñoom ñi nga xam ne tey ñoo jël initiative bi tey ni ma geet ma leen naaw ni ma tànn nañ sa dëkk wax dëgg yàlla muy ab mbégte ci man muy mbégte bu rëy ci waa Tungeen kon waa ëttu wala frim waa Tungeen ñu ngi yëkkati ngërëm ak cant jëmale ko si yéen leen ñaanal li ngeen nam ma ci ëtt bii yàlla leen ko yàlla defal yàlla leen yàlla defal lu kawe seen njort kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne ñooy admin bi modérateur yi ñoom laa bokkal liggéey bi macha allah seen taxawaay rafet na ñoom ñëpp kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp lépp lu fi jub rek suñu borom bi subhanahu wa taala la lu dëng rek ci man mii la maa ngi jéggale bu baax nag léeg-léeg image yi ñëw ñu effacé léeg-léeg ñu problème technique rek la problème réseau portable déchargé macha allah mais alhamdulilah dañuy sant yàlla rek kon nag ñu leen di jox daje rek ba beneen Tungeen a ngoog gis ngeen Tungeen dañu daal di ubbi bunte bi nag ngeen wax seen xalaat ci décryptage bi bu ngeen amee lu ngeen di laajteel itam macha allah bunt baa ngoog ngeen dugg si wax jërëjëf waaye gàcc nga la am ëttu wala frim ñoom ñi samp lii du ma mës a fàttali nag ki nga xam ni moo samp ëttu wala frim moo di sëñ Ibrahima ñang macha allah gàcc nga la ma yow askan wi Tungeen de gërëm nañu la ndax laaj nañu ma ku samp ëttu wala frim man leen yàgg samp dugal ci doomaane waala yëpp ñu ngi ci biir kon gàcc nga la ma yow